ñoo ngi nuyu ñëpp mbokk yi di kontaan saa su ne di ñëw ak yéen surtout nag ci émission Tam Tam du week-end parce que tout simplement majeure partie ñi nga xamante ne bi dañu bokk ci Tam Tam dañuy teew ci bés bi ngir bëggal leen parce que nag mbokk yi ñoo ngi ci week-end bi te nag ku liggéey yaakaar naa ne ba week-end jot dañuy àndandoo rek vraiment féex waaye nag ànd ci nag ak ñi nga xamante ne bi sànq maa ngi koy wax ñu nekk ci plateau bi ak ay waxtaan yu am solo en tout cas ñoo ngi ñaanal ñëpp jàmm ak salaam mbokk yi jàmm ci la lépp xaj di ñaanalaat encore une fois ñi nga xamante ne bi saa su ne ñi ngi ñu seetaan ci prison Sénégal yi di nuyu waa camp pénal yéen a ngi ñu jot mbokk yi ci canal 5 bu TNT ñu ñëw ak yéen nag ci tam-tamu tey bi ñu ne histoire de couple ànd ci avec la belle maman Dieye alors maman lan la wax mbokk yi doy na waar dafa mel na loolee xaw na lëmbee dëkk bi nag muy lan maman nee na ma yaa xam dañuy waxtaanee takku suuf ndax takku suuf bari na ci dëkk bi lool ñu dem xool xëy na am na avantage xëy na am na inconvénient en tout cas daal maman moo ko fi indi te dinañu xool fan lañu jëm ak moom ci mbirum takku suuf mbokk yi bu ñu jógee ci loolu dañuy ànd ak suñu xarit madame Cissé Codou Mohamed ñuy kontaan ci dellu si waatam fii ci plateau Tam Tam moom nee na vraiment am na image yu nga xamante ne bi image yu xale yi ñuy utiliser di ko def ci réseaux sociaux yi nekk na phénomène ba nga xamante ne bi mbokk yi faaw ñu waxtaanee ko parce que doy na waar bu ñu fàttee nag nekk vraiment réseaux sociaux yi pour nga effacer yenn yi dafay doy waar te xëy na ëllëg mën na gàllankoor xale yi kon nag dinañ ci ñëw bu baax a baax ci enfance ak suñu xarit madame Cissé Codou Mohamed ñu ñëw nag ak Karine Joannel Karine nee na grossesse extra-utérine parce que ñu bëri léeg-léeg dañuy am façon grossesse boobu te duñu comprendre exactement lan la Karine nee na dinaa ci ñëw ci aussi ak spécialiste bi nga xamante ne bi danañu ko leeralal bu baax a baax ñu jógee ci loolu mbokk yi daal di ànd ak madame Guèye nag Maymouna Sy moom nag saa su ne dañu koy xaar parce que ñu ne lan ñu ne label 221 tey nag mu indil ñu affaire menuiserie waaye nag indil ñu formation parce que loolu tamit mbokk yi da cay am solo lool waaye nag xam ngeen ne samedi bi dafay neex tout simplement parce que nag wax dëgg yàlla lii lépp suñu ko defee foofu nag ñu xaar xool lan la ñuy def nag vraiment ci li nga xamante ne bi mooy ci biir yi xëy na léeg-léeg dañuy indi ndékki añ waaye nag léeg-léeg dessert da cay baax wala sax ñu tarxiis ba njogonal ñu ciy nuyu nag suñu xarit Sophie maa ngi lay nuyu c'est toujours voilà plaisir bu mag Sophie di la recevoir parce que nag tey dafa am lu nga xamante ne bii danga ñu koy indil waaye nag mbokk yi laata ngay présenter Sophie damay dem régie dellu si waat nuyu leen yéen ñëpp tout simplement ñu dem dellu si waat kontaan nag wax dëgg yàlla di feggoo ak madame Cissé Codou Mohamed di gërëm nag Lena parce que Lena moo ko fi toogaloon madame Cissé ñoo ngi lay nuyu mais namoon nañu la trop wax dëgg yàlla parce que nag na nga koy faral di waxee maman Codou xale yi namoon nañ la xam naa ne nag la ngay dellu seeg ñun saa su ne dafay am solo parce que tout simplement pour protéger nos enfants en tout cas ñu ngi lay dalal jàmm madame Cissé. merci Yaxam kontaan nañ kontaan nañ. gis naa leen de loin ni ngeen doon toppatoo sama doom yi. macha allah ma kontaan ci bu baax a baax donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve may nuyu nag ñi ma bokkal plateau bi namoon naa leen bu baax a baax di nuyu xarit yeeg mbokk yi ñuy seetaan yaa xam ci biir toog boobu ma toogoon ab diir ma doon leen seetaan avec plaisir mais aussi jot gis ne que sama doom yi ni ñu leen di def ci réseaux sociaux yi neexuma te xam naa ne neexul ndawal yoon yi ak xale yi ci seen bopp donc loolu moo war a tax nay ñu fas yéene def benn taxaw seetlu ci phénomène boobu. ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax di kontaan nag saa su ne mbokk yi di feggoog la belle maman Dieye waaw maman namoon naa la de mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm yaa xam maa la raw naka njaboot gi ña nga ca kër ga. alhamdulilah waaw maman dañu indi loo xamante ne bii sànq maa ngi koy wax dafa lëmbee Sénégal. takku suuf. faaw ñu ñëw ci takku suuf moom mooy lan. ak daal vraiment avantage yi xëy na am na. ak inconvénients yi maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi kontaan loolu yaa xam man aussi di kontaan ci partager plateau bi ak ñi nga xam ne ñoom laa feggool ñuy samay collègues de valeur donc maa ngi nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan ñoom aussi samedi bu jot di wax ne que ne dañuy waxtaanee lu nekk tey nag ñu dem ci benn sujet boo xamante ni dañuy wax dëgg yàlla doy na waar mais comme dañuy waxtaan faaw ñu waxtaanee ko muy takk suuf nag moom wax dëgg yàlla bu nekkee am na ay avantages gisuma ko mais dinaa ci xuus ci kanam ci inconvénients yi mu am très bien loolu comme ni nga ko waxee rek dañu koy fas yéene waxtaanee parce que penc maa ngi nii ci biir loolu mbokk yi nag ñu ñëw ak madame Guèye Maymouna Sy Maymouna dañuy kontaan saa su ne di feggoog yow ndax bu ñu ne label 221 dañuy wax Sénégal tout simplement ak li nga xamante ne bi lépp li fi xew ak la sunu doom yi mën a liggéey ñun la leen mën a liggéey pour jàppale rek vraiment sunu dëkk bi daal di développer tout simplement en tout cas ñu ngi lay gërëm di la sant tey nag nga ñëw ci menuiserie waaye nag ci côté formation mu nekk tamit lu am solo ñoo ngi lay nuyu madame Guèye di la dalal jàmm.
maa ngi lay fay Yaxam di nuyu ñi ma bokkal plateau bi nuyu téléspectateurs yi nga xam ne samedi bu nekk ñooy ànd ak ñun ni nga ko waxee nag tey dañ ñëw ci menuiserie yi wante ci wàllu formation ndax dañuy wax naan nit lu muy def lu ne na fexe ba mboq jàng ko ba mboq wante loxo bi it na set ci jamono ji nga xam ne nag dañuy wax ci mbirum entrepreneuriat rapide dafa xew ma ne naa ñëwaat ci formation bi bu ko defee ndaw yi mën a xool ana lan la ñu mën a def ba xàll seen yoon ngir mën a dem Sénégal tamit dem. très bien Sénégal dina dem parce que nag côté menuiserie tamit defe naa ne am na jéego yu mag yu nga xamante ne bi def nañ ko fa mbokk yi dañu koy faral di wax ñu ne la santé avant tout ñu ci nag dalal suñu xarit Karine Jouanel alors Karine li ñu indil tey dafa am solo parce que ñu bëri léeg-léeg daf leen di dal duñu comprendre mais danañ ci xuus ak yow waaye ba ca kanamay xuus ci tamit ak spécialiste. maa ngi leen fay Yaxam di nuyu képp koo xamante ni tamit mi ngi seetaan RTS2 fi mu toll nii. Kodou c'est un plaisir de te retrouver. Merci pour le njalax. Ah oui, c'était un peu comme ça. Maman Dieye ak dafa mel ni dañ ko waxante may mun a maa ngi leen di nuyu. gis nga waaw léegi nag en fait lan moo tax ma dem ci sujet yooyu parce que effectivement dafa am ay jigéen yoo xamante ni des fois dañuy ëmb bi day yàqu à chaque fois te duñu c'est pas évident ñu xam lan moo tax. lii benn ci raison yooyu la moo tax ñu dem seeti grossesse extra-utérine maanaam. ëmb bi fu mu waroon toog ci butitu jurukaay bi dafa génn. très bien waaw une des raisons de l'avortement. d'accord alors Karine temps yi nii Sophie ñëwee neex na la de ah. damay bañ a summi ma. waaw en tout cas Sophie maa ngi lay nuyu. Sophie dañuy kontaan parce que wax dëgg yàlla. bu ñu toogee week-end léeg-léeg dañuy bëgg am ay recettes yu bees parce que dama koy wax jigéen ñi sonn na dañuy togg ba duñu xam la ñuy togg sànq maa ngi koy wax donc di nga ñu indi léeg-léeg ay entrée plat de résistance waaye léegi dañu dessert ak goûter sax xale yi ci week-end bi da cee baax Sophie maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax. maa ngi lay fay Yaxam le plaisir est partagé li nga wax tamit am na ci solo trop parce que goûter yooyu ci pendant ci week-end bi. surtout da ciy am solo def goûter def ay plat résistance dessert ak yooyu ak sew sewaan yooyu. Sophie li ma gis bakkane na de. li ma gis nga tey dama ñëw rek andi benn dessert bu ndaw rek lii dessert bu ndaw la rek. moom laa andi nii tey waaw. ma andi gâteau renversé à l'ananas moom laa andi tey. maanaam gâteau renversé à ananas bi maire ñoo ananas la ñuy wax. xaw ma nuñ ko ci waxee. ananas yooyu moom yëfi màgget la moom. à l'ananas moom laa andi tey pour xale yi nga xam ne ñu ngi seetaan ci week-end bi. waaw comme ni nga ko gisee nag am na ay rondelles d'ananas am na aussi nen am na fraise am na tuuti gingembre. am na aussi li nga xam ne mooy farine amande effilée. levure chimique, quelques feuilles de menthe, jus d'ananas, lait concentré non sucré, waaw un peu d'huile. très très bien kon nag ba ca kanamee incha allah sama xarit Sophie dinañ ñëw ci vraiment gâteau boobu la nga xamante ne bi dañ ñu ko préparé fii ci émission Tam Tam du week-end mbokk yi ñu ñëw ak yéen nag ci histoire de couple ànd ci ak suñu xarit maman Dieye maman sànq junj nañ ko ñu ne takku suuf ñu dem xool mbokk yi dellu si waat. takku suuf de moom doy na waar quoi ndax takku suuf li mu mën a yàq bari na lool ndax comme yàllaa digle sëy jarul ñu koy nëbb nu mu mën a demee rek waxtaan lay laaj ndax defe naa ni sëy moom entreprise la quoi ku góor ki ak ku jigéen ki ay associé la ñuy doon kon bu ñu waxtaanee rek war a gis solution ki bëgg benn bu demee bay bëgg ñaar war na cee mën a waxtaan ak benn bi ba pare bu amee benn ñaar tamit bëgg ñett war na see waxtaan ak ñaareel bi lépp waxtaan la rek. takku suuf daal ku demoon boo koy jéem na nga ci génnaat puisque loolu itam rafetul ndax ëllëg mën nga si am sa njaboot te njaboot kenn mënu koo nëbb xam nga bu feeñee dara am maara day taali kenn ñaanu ko yàlla dara am njaboot gi daje ku nekk doo xam sa morom daal doo comprendre affaire yi jaxasoo. loolu daal maanaam rafetul góor bu koy def war nga dellu gannaaw xoolaat sa te damay digal sama bépp moromu jigéen bu mu nangu loolu puisque boo loolu du lu jaarul yoon daal du lu rafet te ëllëg dafay ñaaw seen doom yi mën nañ daje feneen ak feneen ba leneen ak leneen juddu ci fekk day trop tard loolu itam àq la ci doom yi ñuy jur ñun te àq day topp nit ba ci bàmmeelam lu ñuy dugg daal lu ñu war a seetaat la waaw franchement. loolu de moom ci ñàkk fayda la bokk ndax damaa yaakaar ni góor mooy takk jabar jigéen mën naa gis ku mu bëgg ni kii de bëgg naa ko nañ ma ko may dama ko bëgg jël alalam financé ko ca
ci bu ñu waxee bu juboo ak bokk yi ci bokki ku góor ki ak bokk ku jigéen ki waaye takk di ko nëbb moom du farata du fula du fayda du dara man de du ma ko def. faiblesse la ragal sa jabar la puisque jigéen bi nga bëgg a takk ko war ngeen dund loo xamante ne ragal warul am foofu jàmm rek moo fa war a am ak confiance ak ku nekk nangul sa morom ba boo leen tëddee bu guddee ngeen jàkkaarloo lépp lu war a am ngeen waxtaane ko ci jàmm ak salaam. sëy dañu koy waxtaane ci jàkka ji mbaa ci mbedd mi mbaa ci kër gi waaye fokk ñu waxtaane ko nit du ñàkk ay kilifa du ko góor ku ñàkk kilifa du ko jigéen ku ñàkk kilifa kilifa moom bu fekkee ku ñëw dee sax di xanaa dina am benn bu fa des boo xam ne mën ngaa sukkandiku ni kii kat sama rakko papa la wala sama magu papa la wala sama ndijaay la wala sama dëkkandoo la sax bu baax nga def ko muy sa kilifa parce que mag nga léegi ku lay daa neex ndax nit bu fekkee ni sa borom dafa dogal mu yor këram mën a joxe dépense am mën a faj doppam mën a faj njabootam war a mën a gis li mu bëgg yaakaar naa mën naa am kilifa de muy wayu juram waaye bu leen gisatu ku mu def kilifa da koo neex kon donc nañuy fësal sëy yi di wax ni man damaa takk jabar wax ko sa jabar ne waxtaan ci ak moom jigéen da ngay naxante ak moom ci la nga bëgg boo ko defee la nga bëgg dina ko def. waaw maman jot nañ ci am nag vraiment ay témoignages defe naa ne la ca ëpp nee nañ takk dañu koy siiwal waaye kon lañ ko waxee ca njëlbéenu suñu wax Sénégal en tout cas daal takk suuf yi bëri na. bëri na loolu la ñu gis sax ba tax ñu ne nañu ko jël ñu waxtaanee ko parce que duñu ne dafa araam mënuñu ko wax loolu xëy na loolu ñi nga xam ne ñoom ñoo jàng alxuraan ba solu ci loolu dinañ ñu ci mën a indil ay leexal mais ci alxuraan it aussi dañ ci def que ne nit boo takkee jabar da nga koy siiwal li tax nga war ko siiwal mooy que ne ñàkkul ne am na yeneen i góor yoo xam ne ñi ngi tegoon bët sa jabar jooju noonu ndax sëy bu xasee ba am rek muy surtout ci ku jigéen ki culture Sénégal nag dañu naan góor moom mën a takk jabar mais bu ko neexee def leneen mais jigéen moom wax dëgg yàlla ba àdduna sosoo ci suñu Sénégal gi ba tey xam nañ ne bu sëyee day yem ci sëyam donc dina baax torop nga siiwal ne kii am na jëkkër comme ça ñi tegoon bët ci moom yëpp ñu teggi ko ndax tamit bu fekkee ne yow siiwaloo ko ñooñu di jël seen xel ba tey di ko def ci moom bàkkaar boobu yow mi takk kooku te nanguwoo ko siiwal yaa ko gàddu muy benn ñaareel ba mu am ay inconvénients yoo xamante ne dafa doy waax tamit parce que kuy takk jabar jàpp naa ne di nga ci am doom ndax doom tamit yàlla moo koy tudd ci sëy nekkul ne décision kenn ci ñoom ñaar lay doon des fois sax dinañ ko bañ ndax dina lu ci ëpp ci takk suuf yi da ngay gis ne ay mag lay doon dañuy dem ba am benn âge bi bu ñu bëggee takk waa ji bëgg a takk jabar ragal ko wax jabaram mun ne bàyyi ma takk la takk suuf mais yàlla tamit ci ay kéemtaanu daganal diggante bi daal merci beaucoup mais ci kéemtaanu yàlla aussi nit am na 60 ans sax am doom donc bu ci yàlla namee doom mu judd ci léegi doom jooju noonu mooy kan bu ëllëgee yow ñun yoruñu suñu bakkan dañuy dund dañuy dee te ku dee ku nekk ñi nga xam ne ñooy sa njaboot ñi ngi fi bàyyi dinañ la dondu te balaa ñuy dondu ku nekk ku bokk ci yow rek war nañ ko xam ba pare su nit ki ñëwee taxaw ne yow mii de yow yaa ko juróon pour man daraay àdduna sax moo jarut loolu benn jigéen tamit jarul loolu parce que li ci ëpp ci boo gisee raison yi nit ki di tax mu koy def mooy dafa ragal jabaram man gisuma beneen parce que bu fekkee yàlla daf la dagana la nga takk ñeenti jabar yow tey ji nga am benn su fekkee ne da nga bëgg a takk ñaar war nga mën a assumer sa ay responsabilité nga ñëw wax sa jabar nekk ne da nga bëgg a takk jabar su la bëggee pour man loolu moo gën a jaadu que ne ngay gën a dem di defi ji leneen parce que ki xelam nekk ci jabar bu ko takkul it mën na dem defi ji leneen te comme loolu la ko yàlla sant yow nga ànd ceeg moom loolu moom mooy li gën ci yéen ñaar ñëpp donc mu doon loo xamante ni de daal doy na waax lëmbee na Sénégal torop ñu koy gis nag tout le temps te yenn saay ci ñiñ ko dul foogee ñoo koy def li ci gën a graaw parce que bu ñuy wax takku suuf du jeunes yi parce que jeunes yi yàlla dogal na ne des fois li fa war a am sax du fa am te bu fa amee it dañuy bëgg takk fésal ko ñëpp xam ne am nañu jabar mais ñi nga xam ne ñoo nekk ay muskallaf nga xamante ne li ñu dund moo ëpp li leen dese nga xam ne tey ji dañu war a gën a jege yàlla ñoom ñooy pare pour def loolu noonu fi ñu ko teg nag loolu la ñu xamul. très bien alors ñu ngi lay gërëm di la sant waaye madame Cissé Kodou Mohamed dafa fekk na ci biir loolu Sénégal dafa am benn phénomène bi nga xamante ne bi léegi nit ñi xamuñu seen àq ak seen yelleef par rapport ak loolu parce que am na ñoo nga xamante ne bi ñu ngi def takku suuf parce que tout simplement ba ñu nekkee ndaw que ñu nekkoon bëgg nañ ko soi-disant dem def monogamie mu leer la ne que yow xëy na sëy boobu boo ko siiwalee yoon dana teg ci sa kaw loxoom donc mu nekk aussi ay problèmes yu nga xamante ne bi léeg-léeg monogamie ba nga signé woon da koy indi. effectivement yaa xam bi maman di wax sama xel dafa jëm ci yan catégorie
catégorie de personnes ñooy def loolu mu dund ci léegi ay kilifa yoo xam ne ay muskalaf lañ dem nañ ba dimmi jamono bëgg def lii ñu di ko xalaata nëbb mais deuxième catégorie bi mooy ñi nga tudd léegi mooy ñi nga xam ne yàlla dafa def yàlla may leen ñu am droit takk ñeent ñoom ñu privé seen bopp ne benn la ñuy takk daal di signer monogamie yi nga xam ne loolu dafa nekk une décision irrévocable yaakaar naa ne wax nañ ko fii ci tam-tam boo ko xasee ba signer mënatoo ci dellu ginnaaw te boo takkee nga siiwal ko mën nañ la teg ay daan donc boobu mooy deuxième catégorie ñi koy def ñeneen ñi koy def tam mooy ñi nga xam ne ay kàccoor lañ ay njublang lañ parce que dafa ci am ñoo xamante ni si yàlla moo leen bindee nekk ay kàccoor dañuy àbb liggéey maanaam ñu ne journaliste lañ wala douanier te nekkuñu ko daal di àbb benn càmmeñ àbb ay nijaay àbb ay mag ñu dem ñaanali leen maanaam ñoo xamante ni si sax xëy na ñooña xamuñ leen wala seen bërëb mu ngi mel ni tey rek benn Mansour suñu caméraman bi doon takk suuf daal di la jël daal di dem ne yaa xam sama mag la fekk moom bokkul ak yow dara gis nañ fi sëy yoo xam ne noonu lañ leen takkee di ñëw ñaan si du ñuy daraay ki doon ñaan donc xam nga loolu kàccoor moo koy def ak njublan donc mu nekk loo xamante c'est un phénomène boo xam ne man xale yi siy juddu laay yërëm ëllëg ndaxte effectivement comme elle l'a dit c'est des parents c'est des enfants yoo xam ne bés bu génn àdduna amee dafay am problème dañuy jékki-jékki feeñ tout à fait jékki-jékki feeñ duñ leen xam mais takku suuf aussi yaa xam dafa am ñoo xam ne dañuy takku suuf xëy na pour am leen lu ñuy daw ba xëy na am nañ nañu mel noo xam ne dañ koy nëbb ki ñu takk di ko nëbb ñi leen wër très bien loolu rek mooy kàccoor yi ka ma daal gëm naa ne boo nekkee kàccoor ci ngay nekk koo xam ne da ngay opter pour takk suuf bon en tout cas ce jugement la mais Karine xam nga sànq maa ngi wax mbirum monogamie bi mais ñëw nañ beaucoup ci inconvénients yi est-ce que laa wax est-ce que takku suuf xalaat nga ne am na avantage xanaa buy am avantage tam ci ñaar ñiy sëy lay am te fa lay yem parce que à part ñoom ñaar ñi nga xamante ni bëggante boo xam ne mënatuñ ko nëbb laay wax nëbb entre guillemets parce que dañ ko nëbb te bëgguñu mooy voilà exactement ça c'est important parce que am na foo xam ne boo fa yeggee tant que yéen a ngi nekk ci àndandoo rek day am baakaar mais bu ngeen xasee ba sëy am na baakaar yoo xam ne day dañ man je me dis que peut-être loolu mooy avantage bi mais l'inconvénient c'est autour parce que en général bu ñu xamee takku suuf bi dafa fekk am na ko ci génn àdduna te léegi yow li nga bàyyi sa ginnaaw yow mi nga xam ne yaa def takku suuf bi boo ñëwul arrangé nga wax lii am kan moo koy wax donc entre ces deux familles là bu fekkee dafa nekk ñaari famille yoo xamante ni dañoo pànk comme koddu ak Maymuna mais kenn du déglu moromam kenn du baal moromam kenn du xam kan moo tooñ mais problème yu dul jeex la fi bàyyi et les enfants n'ont rien demandé absolument ils n'ont rien demandé donc amuñu droit teg loolu ay xale parce que man dama ne takku suuf première conséquence bi xale yi la très bien alors nee na xale yi la ma delluwaat ci ki nga xamante ne bi mooy sunu xarit Sophie pour xool fan la toll ci li nga xamante ne bi moom la Sophie di togg tey waaye daal mbokk yi takku suuf doy na waar am ñoo nga xamante ne bi xëy na ñoo ngi ñuy seetaan ñoo ngi koy dund wala am nañ ay exemples yu nga xamante ne bi en tout cas daal contacter leen suñu xarit Maman Dieye fii ci RTS 2 parce que même ci àq ak yelleefu doomu aadama defe naa ne loolee lépp dinañ ci war a mën a ñëw Sophie fan nga toll ci sunu gâteau bi gâteau ananas bi yaa xam comme ni nga ko gisee nii tàmbale naa ko waaw gis nga nii soo gisee crème bi ma am actuellement nii waaw lii mooy base bi lii mooy départ bi lii boo ko xasee ba raté rek doo réussir li nga xamante ne ni mooy gâteau bi nooy defaree crème bi crème bi ni ma koy defaree mooy lii dama utiliser ñeenti nen ak 125 grammes de sucre moom laa jël nii uniquement moom laay battre nag jël sama temps travailler ko ba nga xam ne dootoo gisati sucre bi mu jox la benn crème bu mel ni ci kanam tuuti nag ma gën ko battre jël li nga xam ne mooy farine bi mélanger ko ak li nga xam ne mooy levure bi def ci jël parfum yi nga xam ni moom laa ciy def ma def ko ci bu ci kanamee mu mën ko def ci li nga xamante ne mooy moule bi dem au four fekk nag nga préchauffer sa four à 180 degrés bu ko defee nag nga mën a am li nga xamante ne mooy sa résultat gâteau bu exact très bien daal di ciy def ananas geek fraise geek macha allah waaw kon loolu baax na may après ñu jox nag vraiment maman mu tënk peut-être un mot par rapport ak takku suuf bi waaw takku suuf bi man li ma ci bëgg a wax rek yaa xam mooy ne boo gisee jamono jii nii mu gën a fës nit ñi gën ko gis yaakaar naa ne réseaux sociaux yi lenn la ci ak groupe yu bëri yi nga xamante ne moo ci ne dañoo gis ne nag yenn jigéen yi dañoo tàmbalee di fippu waaw dañoo tàmbalee di fippu ndax dañu dem nangu contrat boobu noonu man contrat laa koy wax au début ñu dem ba ci biir
ñu am si njaboot wala ñu dem ba ci biir sonn ci nëbbatu bi bëgg ñu wane leen bëgg nekk ay jeeg yoo xam ne xëy na dañu bëgg dem def teraanga wala xëy na bëgg nañu daal sëy comme jigéen yëpp ni ñu war a sëyee mu normal parce que sëy dafa am nu nga xamante ne bi noonu la war a demee. comme lu mu àndal. oui may rapidement. voilà donc loolu laa doon wax rek ne réseaux sociaux yi peut-être bokk na ci li tax ba nga xamante ne instant yi nii takk suuf bi daal feeñ na bu baax a baax. mais lenn rek lañ ciy jàpp te yaakaar naa ne loolu mooy ne ñun ñëpp d'accord nañ si inconvénients yi ak la may yàq yaakaar naa ne moo ëpp fuuf li nga xamante ne war nañ ko si mën a jëlee ci lu positif. maman ñu bàyyi la nga tënk. waaw fi may tënkee rek mooy sama mbokk jigéen ñi laay waxal. parce que man su may wax takk suuf bu fekkee ne am na loo xamante ni leen lu ñu ciy jiixi jaaxal ci jigéen ñi lay nekkee parce que góor gi dafa ñëw takk bàyyi na jabaram man damay wax ne bàyyi na jabaram ak ay doomam yi mu respecté parce que nit bu la respecté jox la cër bi mu la war a jox foog naa du ñëw jàkkaarloog yow sax war la takk ñëpp gis ko mu ne daf lay takk di ko nëbbu. c'est vrai loolu laa jàpp man donc bu fekkee ne ñàkk na la respecté yow nga respecté sa bopp xam sa valeur xam ne moom bu la nangul bëgg fésal ko bu la nangul takk fésal ko moroomam dina ko def ndax loolu la yàlla santaane am nga bu fekkoon ne yàlla daf ko nangu sax man du doon problème mais dès l'instant où yàlla bañ na ko te leer na la ne dina am ay inconvénients ëllëg rek war nga ko taxaw nga bañ ko ndax nit ki am na say droit ak say àq yoo xamante ne da nga ko war a xam bu la ko kenn joxul nga poqati ko nga nangul ko sa bopp ñaareel bi ñi ngi wax que ne xëy na comme li ko du wax kàccoor yi et tout loolu yëpp am na si mais des fois da ngay fekk kilifa yoo xam ne doo leen ko foogee doo leen ko xalaatee bu ñu la ko waxoon tey nga ne déedéet ñooy nekk si dëkk bi di takk suuf bari na ay ñoo xamante ne ñi ngi sëy ak ay kilifa yoo xamante ne tey bu ñu la waxoon ne ñii ñooy seen jëkkër doo ko sax gëm mais ba tey rek damay dellu si waat ci jigéen ñi di leen ñaaxaat ne dara jaru ko même bu la doon proposer lépp loo bëgg sax mu la koy defal te kenn du ko yëg jaru ko parce que sax pour say doom la say doom ëllëg dañu mérité taxaw ne kii mooy sam papa fésal ko parce que xale amul ko ëpp ay waajuram donc bu kenn ci ñoom taxawee bañ responsabilité boobu ko kon jarul muy jur doom donc foofu daal laay tëjee samay wax am yaakaar que ne téléspectateurs yi lañ leen indil tey neex na leen jigéen ñi daal nañu xoolaat seen bopp daal ku leen di takk na ko fésal bu ko mënul ñu toog xaar yàlla boo ko xaaree rek day ñëw yàlla jeexul te ne dañ nag wax dëgg yàlla takk sëy dañ koy fësal mbokk yi ñi ngi koy siiwal mbokk yi ñu ngi gërëm di sant bu baax suñu xarit Maman Dieye tey mu indi loon ñu mbirum takku suuf di fàttali nag ci suñu page Facebook mu ngeen ci réagir par rapport ak sujet yi ak yeneen suggestion ci yeneen sujet yi ñu mën a waxtaanee fii ci histoire de couple ak ci yeneen chroniques yi ñu ngi wëyal suñu émission tam-tam mbokk yi ñëw ak yéen ci enfance ànd ci ak madame Cissé Kodou Mohamed sànq ñoo ngi koy wax mu ne vraiment utilisation abusive bu vraiment image u xale yi ci internet mu nekk lu doy waar mbokk yi ñu dem xool déjà lan nañu indil dellu waxtaan ci xale yi ñuy exposé ci réseaux sociaux yi man nekk na loo xam ne li ñaawlu naa ko parce que déjà ay xale lañu te xale duñ ko war protéger te buñ leen defee bu leen di publier ci réseaux sociaux yi ci yenn anam yi dafay tax ñu exposer leen ci yenn violence yu bare am na ñoo xamante ni amuñu maturité boo xamante ni duñu xàmmee kii xale la wala dara mën na leen xiir ci ñoom pour ñu dal ci seen kaw def loo xamante ni du loolu te itam day tax xale bi jël habitude yoo xamante ni baaxul da koy prédisposer ci habitude yoo xamante ni ëllëg xëy na dana nekk loo xamante ni du baax ci société bi. en tant que yaay pour man waajur yi seetaan ñiy def loolu seen doom walla waajur yi nga xam ne ñooy defloo loolu seen doom dañu doyadi parce que xam nañ ne xale day def yëfu xale benn en tout cas c'est suñu aada ak suñu cosaan ñun li ñu xam loolu la. deuxièmement àddina bi doy na waar boo xam ne tey danga war a aar sa doom mooy fexe ba nga xam ne sàmba booy yeeg defkatu ñaawteef yi duñ ci jot ba di ko def lu bon ku jël nag sa doom amoo looy def lu dul filmer ko ba fexe ba nga xam ne ñi nga xam ne xëy na seen xel neexul walla dañu tàmm def ay ñaawteef jël xale maquillé ko def ko ba mu mel ni mag loolu quelque part da ngay wuti problème. parce que duñu am suñu ay vertu
ay bonnes mœurs yoo xamante ne duñ ko war a jàngal xale yi dès le bas âge xale bi am ay attitudes ak aptitudes yoo xamante ni bu màggee dina mën jëriñ société am ci anam yu rafet anam yu baax mais bu fekkee ne xale bi dafa jóg rek yow nga seet li nga xamante ni moom mag sax su koy def am na nu mu ko war a defee parce que y a une manière de communiquer nga jël xale bi di ko jàngal yenn expression yi ba nga xamante ni moom day yaakaar ne loolu lu baax la te loolu moom ci ñi ko wër ay peeram mën na leen ci yàqaale donc nekk na loo xamante ni lu yàq société la. Mais c'est pas possible ça. Et puis comme je dis ay anniversaire xale ngay dem di woote sam si wàllu yoon xale dafa am ay àq ak ay yelleef àqu xale nag dañ ko war a sàmm parce que xale ëllëg mooy nekk mag waruñu jël kanamam di ko utiliser n'importe comment même su dee sax ay waajuram la dañ ko war a protéger donc droit à l'image dafa am. Deuxièmement dañu war a protéger c'est-à-dire aar xale yi aar bi déjà muulu kanamam war nañ ko suturaal turam war nañ ko suturaal fi mu dëkk war nañ ko suturaal fi muy jàngee et cetera parce que xale xamul dara donc du mën a aar boppam donc ñi ko jur walla ñi nga xam ne ñoo koy yar ñooñu ñoo ko war a aar donc loolu la yoon wax. koo xam ne itam wàccoo nga sa wareef ci sa ak sa doom yoon mën na dal sa kaw mën nañ la procureur su ko yëgee mën na dal ci kaw parce que non assistance à personne en danger c'est-à-dire koo xam ne su fekkee ne jàppalewuñ ko mën na am ay rëx-rëx yu metti ba dal ci wàllu wér-gu-yaramam walla son intégrité physique. su fekkente ne nit ki am na benn mat bi xale daf koy defloo yëfu xale li mu tollool li nga xamante ni moo tolloog jamonoom mu di ko defal comme ça moom day tolloog ñamu maaseel jamono waaye su fekkente ni dafa anticiper ñi mu maaseel xale boobu dootul bokk tolloog niveau bi ay moromam di xalaate muy xalaatee noonu kooku loolu tamit. day tax mu yaakaar ni moom peut-être moom mag sax âge am elle devient dans sa tête elle devient une grande fille donc day yaakaar ni li ñuy war a def grande fille yi ak li grande fille yi war a def moom war na ko mën a def c'est là où se trouve le danger. waaw koddu liñ naan waaroo géy naa góor ah dañ koy wax sax ne tubaab bu sant joxaane waaye daal lii dafa doy waar parce que en fait honnêtement moi je ne comprends pas parce que ñun ñëpp ñu ngi góorgóorlu ba di nëbb suñu njaboot parce que li ñuy wax cat baaxul sax ci nit. Absolument. rawatina nag ngay exposé koo xamante ne bi ndeysaan yaa ngi koy tooñ. alors que dafa am àqu xale dafa am. yaa ngi def loo xamante ne bi xamuloo xale bi fan nga koy jëmee ci ay musiba. dëgg la yaa xam yaakaar naa ne lii nii ku ko seenaan képp kuy yaay képp ko xam ne rek da nga am xëy na jaxbaat wala nga am rakk wala yooyu dina la inquiéter en fait lii nag mu nekk vidéo boo xam ne dañ naan vidéo buzz la buzz mu nekk moo boo xam ne man daf ma jaaxal trop ci sunu réew parce que entre ñiy ut buzz ak ñiy créer buzz bi ak conséquences yi buzz di am dafa doy waar. surtout sur le plan social ak si wàllu réputation. absolument rawatina nag su dee dafa engagé réputation wu xale bi nga xam ne dañ ko war a aar xale bi nga xam ne dañ ko war a yiir xale bi nga xam ne dañ ko war a ut ay ñag maanaam construire si tu veux des murs autour de cet enfant là pour protéger ko xale boobu yow nga jël ko exposer ko parce que dañu naan bu fekkee ne dama jël sa doom tey ma exposer ko wala ma jël doomu may wala dara mën nañ yow mën nga dal si sama kaw en tant que waajur bi bu fekkee ne yow yaa koy def nag c'est encore plus grave parce que yow mi nga xam ne tu es censé protéger ton enfant yow yaay exposer ton enfant xale bi vidéo bi ma ko njëkkee gis man
dama jàll parce que j'ai pensé que ni koo xam ne li olof di wax tungu ne la ñu koy saboter et donc je voulais pas entrer dans ces commentaires donc moo tax ma fënatal ko. Mais après, quand j'ai entendu qu'en réalité que c'était une petite fille d'à peine peut-être 7-8 ans, dama xool vidéo bi mais j'étais sidérée. Parce que doguma la mais ñu bari ñi ngi naatable ñi ngi naan non. Je peux vous certifier que du tungu ne xale la xale bu tuuti la. Et c'était à quelle occasion? Anniversaire am la woon comme ni ngeen ko gisee si man nag dañu jël suñu ay responsabilités on a flouté le visage de l'enfant parce que ñun duñu bokk ci ñi nga xam ne dañuy dañuy utiliser de façon abusive l'image de ces enfants là donc loolu moo tax ñu flouté kanam gi. Mais gis nga la une première vidéo boo xam ne moom mi ngi si sol robe turfet topp xale. niroole ak ay moromam donc anniversaire am la doon waaj donc ay waajuram mooy jigéen yi ngeen gis ñu wër ko noonu di foo di reetaan ça les faisait rire mais moi ça me fait pleurer en fait parce que lii nii gisuma lu ci rigolo gisuma lu ci drôle donc ñoom ñoo ko organiser woo sabar yi pourquoi sabar woo sabar yi daal di ko defal pochette bi donc mu woo ay xaritam niroole fecc ay pas de danse yoo xam ne yàlla xam na ne man ñi sax man mënuma ko xam naa yéen ñi ñëpp moom moo leen dàq fecc mais donc man dama ne kii fan la war a jàngee lii donc comme ni ko sunu ñaari experts yi waxee muy madame Koné ak madame Diallo xale bi lii mooy nga jël xale mettre ko dans la gueule du loup. ngeen baal ma ci expression bi waaye loolu la ndax jamono joo xam ne dañuy wax ci wàllu viol jamono joo xam ne dañuy wax ci wàllu pédophilie jamono joo xam ne dañuy wax ci xale yoo xam ne dañ leen di sàcc yow fu mu nekk nii Karine mu ngi may wax ne ci commentaire yi gis ne ñu bind fu xale bi dëkk am na ñoo xam ne xam nañ xale bi ba wax fu mu dëkk. xam nga loolu c'est dangereux ko nga xam ne dañ ne pédophile la xelam dafa décédé ba day jël gone di ko jëfandikoo ni ñuy jëfandoo mag kooku yaa ngi daas ay bëtam xam nga loolu dafa nekk lu doy waar sama maam da daan wax ne moom bëggul gone gu ñu sol mbuusum gone gu ñu sol yàpp mag. waaw sama maam da daan wax ne sopp loolu mbuusum gone gu ñu sol yàpp mag mooy xale nga di ko defloo yëfu mag. xale yaakaar naa ne defoon naa fi benn chronique yaa xam si tu te rappelles mooy nu ñuy solalee xale xale dafa am modèle yu ñu koy jagleel xale dafa am tissu yu ñu koy jagleel ak toogin boo koy jàngal ñun ñi ñëpp yaakaar naa ne suñu génération bokkul ak bu tey parce que ay la yëwan bu njëkk ba daawuñ teel a maquiller daawuñ teel a yar ay we sa doxin dañ dafa am nuñ koy parce que bu njëkk ba da nga naan dégg sax maquiller na am na doxin boo koy doxinee dinañ xalaat ne yow da nga wow bët wala da nga xam lii wala da nga xam laa ba tax na xale bi bu njëkk ba doxinam da ko daan xool tooginam da ko daan xool waxinam da ko daan xool tey nag jamono ji yenn mooy yi ñuy wax ci wëy yi xale yi da ngay gis ñu koy répété da ngay gis waxu mag yoo xam ne xale yi dañ koy xanaa neex ay wax yoo xam te ne nii daal da ngay waaru waaw du yoo xam ne dañ ko war a dégg ci kàddu xale donc lii moom dafa nekk rek appel bu ñuy lancer parents yi xel du doy kenn matul te comme on a l'habitude de dire amul benn école bu ñuy jàngalee nekk mag lii nag dafa nekk parent lii dafa nekk loo xam ne c'est passible de peine parce que di nga dégg li ñu doon wax l'affaire Sata Bleu kooku dañu ay waajuram dañ leen teg daanu 3 mois sursis maanaam 3 weer yoo dul tëdd mais selon la gravité de la chose selon degré bi nga exposé xale bi mën na am yeneen peine yu gën a lourd donc s'il vous plaît de grâce comme ni te tamit wax nga sànq wàllu cat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax na ne cat jigul bant sàkkantumalaak nit cat mooy li nga xam ne mën na gàllankoor nit mën na ko indil naka su dul noonu lu ñuy ragal donc nañu aar suñu doom yi réseau social du loo xam ne da nga koy fowe donc tey jii Sata boobu noonu ñuy wax fii su demee ba am âge majeur ces vidéos resteront toujours exactement c'est ça mu ngi nii tey ñuy wax affaire Sata nga tudd kooku bu màggee est-ce que dina am lu ko neex su màggee mere ñi ko yóbbu ci loolu est-ce que du am dëgg ci ñoom kon nañu gën a bàyyi xel ci li ñuy publier ci Facebook ci réseau WhatsApp yi très bien dafa mel ni code tënk nga defe naa ne lépp parce que defe naa ne ñun ñëpp d'accord nañ ci ne nañu def attention ci xale yi parce que même su nekkee yow parents yu exposé nga yu mel na ñun mais dañuy góorgóorlu pour vraiment suñu doom yi ban exposé cat baaxul benn ñaar dañ leen war a aar rawatina nag doom bu jigéen mu nekk lu nga xamante ne dañ leen war a sàmm dama am yaakaar ne rek xëy na ñi ko def xamul lan mooy
porter internet moo tax internet ñi am na ñoo nga xam ne dañ koy jëfandikoo waruñu koo jëfandikoo xamuñu mooy lan tubaab bi def na ko dafa am lu tax mu def ko waaye nag danger ya ca nekk dafa doy waar moo tax code indi ko maam yaakaar ne incha allah yéen ñi nga xam ne yéen a ngi toog di ngeen ko waxtaanee ak ñeneen ñu nga xam ne xëy na seetaan nañu émission bi ñu def attention nañu bàyyi xale yi ñuy dugal WhatsApp di filmer nañu bàyyi xale yi ñuy dugal Facebook nañu bàyyi xale yi ñuy même Snapchat la xaw ma nañu ko bàyyi baaxul nañu xam nga ku nekk da nga bëgg sa doom gën la te pour mu gën la nga aar ko nañ leen aar ngir yàlla ak yonent bi nañu bàyyi du affaire xale bu ñu amee âge dugg Facebook danañ ci dugg ak anam yu rafet waaye xale bu ndaw defal ko greffage maquillé ko yal na yàlla sàmm leen en tout cas seen waajur yi daal ñu ngi leen di tooñ kon nag mbokk yi dañu def rek lu dul xuus ñëw ak yéen ci conseil santé yaa xam nga may ma rek rapidement balaa ngay dugg si may remercier sama rakk Léna Sarr bi nga xam ne moom moo fi utu woon gis naa liggéey bu rafet bu mu def ànd ceeg yéen merci beaucoup Léna et bon week-end à toi jërëjëf ñu ñëw ak yéen nag ci conseil santé ànd ci ak suñu xarit Karine Joannel sànq ñoo ngi koy wax grossesse extra-utérine ñu dem xool lan la ñu Karine indil dellu waxtaan ci ak moom. grossesse extra-utérine benn xeetu grossesse la boo xam ne newul ci biir bututu jurukaay bi normalement soo ëmbee ëmb bi dafa war a dem ci biir bututu jurukaay fa lay màggee ba heure accouchement jot de temps en temps soo amee grossesse extra-utérine da ngay ëmb mais au lieu ëmb bi nekk ci biir bututu jurukaay bi ci biir bututu nenukaay bi lay nekk wala ci trompe yi ci li ci ëpp day ci trompe yi lay nekk te loolu ci hémorragie lay mujjee maanaam puisque trompe boobu noonu baaxul pour jël ëmb dafay mujj éclater def hémorragie interne. ñaari façon grossesse extra-utérine moo am premier bi mooy li ñu tuddee grossesse extra-utérine maladie grossesse extra-utérine maladie li koy faral di indi yenn xeetu infection la yenn xeetu perte blanche yi nga xam ne traité wuloo ko surtout su nekkee perte blanche yooyu microbe bu tudd mycoplasme wala microbe bu tudd chlamydie moo koy joxe soo amee mycoplasme wala chlamydie dañuy fa dem ba fat butu jurukaay bi de telle sorte que soo ëmbee au lieu que ëmb bi dem ci biir butu jurukaay bi dafay dem ci trompe yi mu créé grossesse extra-utérine deuxième cause grossesse extra-utérine mooy li ñu tuddee grossesse extra-utérine accident maanaam amul cause day jékki-jékki rek ni nen bi war a jógee fi ñu ko sosee dem ba ci bututu nenukaay bi mu xaw a yéex tuuti de telle sorte que ëmb bi càng ci trompe bi après mu éclaté donc grossesse extra-utérine mën a nekk maladie mën a nekk accident ci li ci ëpp dañ koy opérer parce que évidemment grossesse boo xam ne nekkul à l'intérieur de l'utérus ci biti la nekk dafay faral éclater te day mujj def hémorragie interne donc finalement dañ koy war a opérer bi mën nañ ko def par voie cœlioscopique mooy caméra bu ndaw boo xam ne dañ ko dugal sa biir xool fi hémorragie bi nekk ñu opérer ko dindi ko wala de temps en temps ñu xotti ubbi carrément pour dindi ko de temps en temps su nekkee teel nañ ko gis nag mën nañ proposer traitement médical ay piqûres yoo xam ne dafay arrêter ëmb bi li ëpp ci joxe grossesse extra-utérine infection la donc li infection yi commencé xaw a bëri tuuti nii ci jigéen ñi peut-être yenn produits ñuy def seen kanam wala yenn précaution yoo xam duñ ko jël wala xaw a négliger yenn infection yi wala yenn tubéy yi ñuy sol yenn xeetu slip yi ñuy sol ndax day faral di indi infection te infection mooy indi grossesse extra-utérine conseil yi jox mooy soo amee perte blanche da ngay dem kër docteur ñu xool ko xool ndax perte blanche yi nii perte blanche yu normal la wala perte blanche yoo xam ne normalul la ñu teel si jóg su nekkee perte blanche yi normalul ñu faj ko balaa mu lay indi ay xeetu infection wala balaa mu lay indi sax ay difficultés pour nga mën a am doom. waaw dañuy kontaan nag saa su ne ci professeur yi nga xamante ne bi dañuy ànd ak Karine di ñu ñil ay xam-xam alors Karine ñu gis nag ne que grossesse extra-utérine xëy na ñu bëri xamuñu ko waaye nag laata ñuy dem comme ni nga ko waxee ci loolu dañuy ànd ak suñu xarit Sophie parce que nag Sophie defe naa ne ci suñu gâteau bi war na cee avancé bu baax a baax sànq gis nañ la nga xamante ne bi moom la doon yëngal rek muy fuur muy nen ba mu jëloon ba léegi yaa ngi yëngal. waaw ba léegi maa ngi yëngal yaa xam nga sànq nen yi rek laa la jotoon a woon ak sucre bi. waaw instant bi nii dama ci def li nga xam ne mooy farine bi. def tuuti essence vanille dama ciy ñëw directement def ci huile. parce que sama gâteau bi duma ci def beurre un peu d'huile laa ci def équivalence su 2 cuillerées à soupe. d'accord moom laa ciy def moo nekk nii. ok léegi directement su ma ko defee nii rek damay mélanger. ok su ma mélanger nii ma jël tuuti amande effilée daal di koy rajouter ci biir. ok. mélanger su ma paree aussi damay jël li nga xam ne mooy sama papier sulfurisé excusez-moi papier de cuisson. waaw moom laa jël daal di koy teg directement ci moule bi. su ma ko ci tegee nii nag. d'accord damay jël li nga xam ne mooy tranche su ananas yi. ananas neer yi ananas la ñuy wax. waa tranche su ananas yi. waaw waaw moom laa jël. moom laa jël teg ko ci nii directement. waaw. voilà très bien. nii rek. léegi ananas bi da ngay jël ananasu pot wala da ngay jël
yuppoo yi moo gën a yomb. waaw mën nga jël concert bi wala nga jël bi nga xamante ne ni mooy bu frais bi. d'accord. waaw ça dépend ñaar yëpp mën nañ ko utiliser. ok gis nga ni soo defee nii directement. waaw da ngay ñëw rek jël sa pâte. daal di ko ciy sotti directement. très bien couleuru pâte bi dafa rafet sax. merci beaucoup macha allah. nii boo ko defee nii rek après da ngay ñëw rapidement. waaw nga daal di koy dugal ci li nga xam ni mooy. waaw fekk na nag dafa mel ni sa préchauffé nga sa four. waaw préchauffé naa ko à 180 degrés. d'accord soo koy dugal nag da nga koy wàññi sinon sa gâteau dafay xëm. waaw et puis du loolu sax waaye kuy dugal gâteau nag war ngaa am gant nag. mu ne. ma ne kuy dugal gâteau. war ngaa am gant bu dugal ko ci four ba. waaw. am benn gant boo xam ne moom ngay utiliser pour mun ko dugal ci biir four bi. léegi nag directement nii rek dañuy ubbi suñu four. très bien. kon nag mbokk yi ma fàttali sunu recette tey bi muy gâteau boo xamante ne bi renversé à l'ananas waaye nag gis nañ vraiment yi nga xamante ne bi Sophie ànd na ci ak mbir yi xam naa ne ba ca kanamee dinañu dellu si waat le temps que Sophie di ko dugal ci biir four bi. le temps que nga ñuy dàq pour après nga indi gâteau bi. non mais du ma leen dàq. léegi est-ce que mun nga laaj Sophie ndax gâteau bi dina pare balaa ñuy dem. non par contre du pare balaa ngeen di dem mais si vous voulez c'est-à-dire àddina c'est un choix si vous voulez vous restez là-bas. ñu bañ a dem añi toog xaar. voilà alors Karine. d'accord grossesse extra-utérine dafa am importance ñu ñëw ci te nag dafa am lu ma tiital loo xamante ne bi foog nit ñi def attention ci yenn causes yi ñu def attention ci infection. waaw ñi ñàkk seen bakkan ci grossesse extra-utérine dafa bari te malheureusement Sénégal dañu toll ba léegi foo xamante ni jigéen juy jur doom toujours soit entre 9 mois yi wala booy accoucher am nañu taux bu kawe ba léegi si ñi nga xamante ni dañuy ñàkk seen bakkan malheureusement donc je me dis ñun on va suñu wàll bi ñuy indi ci loolu mooy di ñaax nit ñi di leen wax li ñu xamul di dem jëli information yi di leen ko indil si tam-tam loolu la ñu def si sujet bi nga xamante ni mooy grossesse extra-utérine man sax balaa ma doon xam exactement lan la il a fallu que ma wax ak docteur. dëgg la parce que dañu naan grossesse extra-utérine des fois dañuy naan rek bon xëy na doom bi dafa war a dafa jaar fu mu warul jaar rek mais dina génn non parce que la plupart du temps du yegg. te yow sax mun nga ci ñàkk sa bakkan ci nu mu gën a gaawee. voilà donc man li may wax mooy li may gën a teg sama loxo mooy ñu ci bari dañu naan mais naka ngay xamee ne da nga am grossesse extra-utérine. parce que des fois day nekk benn moment boo xam ne mun a goo def échographie yeggaguloo ci échographie bi. voilà donc dès le départ xam nga foo xamante ni doom waru fa nekk mu nekk fa di màgg xam nga loolu dafa métti donc day am na ay symptômes yoo xam ne bu fekkante ne da nga ëmb am symptômes yooyu dawal seeti docteur. yan symptômes symptômes la yoo xamante ni premier bi mooy doo am doole. c'est vrai que ëmb métti na. mais boobu moom day jéggi dayoo bu fekkee mus nga ëmb di nga xam ne yow mii sa ñàkkum doole bi normalul. d'accord di nga nuñ koy waxee di nga de temps en temps nag tu perds connaissance. ngay xam daal ngay xam voilà loolu tamit bokk na si. ndax métit voilà ndax métit parce que dafa mel ni ku am ay kyste wala ay fibrome dans les ovaires des fois dafay tax tu perds connaissance donc loolu mun na nekk benn signe. évanouissement et faiblesse beneen signe bi nga xam ne mooy wane ne peut-être yaa ngi def grossesse extra-utérine mooy sa cœur day daw lu bari pouls bi day daw lu kii. maanaam xol bi day tëb daal. en tout cas sa nooyi du normal ni nga war a nooyee day gën a gaaw. d'accord donc c'est tout le temps comme ça et puis day def ba 110 battements par minute loo xam ne c'est beaucoup d'habitude tu es presque à la moitié de ça. mais yaa ngi ba 110 battements par minute am na loo xamante ni tamit boo koy seetlu ci fekk yaa ngi ëmb dawal seeti docteur mooy hypotension sa tension tout le temps day wàcc donc loolu tamit c'est une cause léegi nag yeneen yi nga xamante ni da nga koy yëg tout le temps si métti mooy sa biir bi si boppam mooy métti sa biir bi carrément yëpp day métti alors que xale bi sax commencé gul màgg ba biir bi di feeñ. d'accord donc sa biir bi dina métti boo xamante ni des fois doo ko mën a supporter bas ventre bi tamit day métti ba loolu tamit mun na la yóbbu. ci ngay xam tout le temps ci tout début grossesse bi. c'est au tout début. d'accord loolu moo lay won ne grossesse bi nekkul di dem yoon bi mu war a jaar. normalement oui. voilà beneen bi mooy biir bi day mel ni luy taaweeku. alors que xale bi commencé gul màgg. voilà loolu tamit c'est un signe beneen bi nga xamante ni moo ci topp mooy boo demee par exemple
yow sax même boo demoo consultation boo laalee sa biir yow sa bopp foo laal day métti der bi ci boppam day mel ni der bi mooy métti. D'accord. En fait doo situer sax douleur bi l'essentiel est que toute cette partie là elle fait mal jëlee ko ci kaw ba ci bas ventre bi. ok beneen bi nag bu mujjee bi mooy pâleur c'est-à-dire que même ta couleur de la peau. day changer dafay changer. ok tu n'es pas voilà xaw ma naka laay expliquer pâleur mais tam ñu ne sa kanam bi naka la ko wolof di wooyee sax sa der du yaañu daal xoo yi xaw naka la tudd je sais plus c'est en fait sa der bi du yànje comme nu mu daan yànje waaw dafay soit day lëndëm wala en tout cas daal dina am loo xamante ni tu n'es plus toi-même. D'accord. donc y a beaucoup de symptômes yoo xamante ni bu ngeen ci gisee benn bu fekkee da ngeen ëmb te gis ci benn rek bu leen sax xaar mu mot parce que mun na am benn ci signes yi wala ñaar ci signes yi c'est pas évident mu mot. Très bien. boo ko gisee rek dawal gaaw des sa consultation. alors sànq maa ngi la koy commencer wax ñu ne nañu def attention ci infection bokk na ci cause yi li tax loolu di am. exactement exactement parce que tu sais yaa xam malheureusement nag dañu mun a automédication. dañu mun nëbb feebar loolu moo ñuy indil lu bari loo xamante ni après duñ ko mun sax contrôler. donc effectivement les infections mus nañ ci wax fii ci tam mais xuusuñu ci côté grossesse. mun na tax doo mën a jur mun na tax nga stérile mun na tax itam grossesse boo am dara yàqu ko. donc infection bu ñu foog ne lu banal la. dafa di loo xamante ni comme ni mu ko waxee perte sax boo ko gisee. perte y a des moments yoo xam ne c'est normal. waaw mais ça dépend de la couleur aussi. et puis ñuy seetlu. seetlu bu baax. jigéen dafa war a di seetlu boppam. da nga war a di seetlu sa bopp saa yoo demee dans les toilettes nga xool yow li nga nekkee nii lan la est-ce que changé na est-ce que voilà. y a plein de et puis léegi internet mu ngi ñuy wan lu bari. absolument soo duggee ci internet bi nga xool bu fekkee mënoo lire wala je sais pas tu n'as pas l'internet nga laajte. parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens yoo xamante ni ñu ngi autour de nous. am nañ ci ay lu mu bon tuuti connaissance. ci yenn symptômes yi. infection perte yooyu ñuy wax soit dafay xeeñ. wala mu am couleur bu bizarre. wala mu gluant. loolu yëpp c'est des signes yoo xamante ni daf lay wan ne. yow perte yi nga am baaxul. donc yow dès que tu as des pertes bu fekkee tu ne maîtrises pas instant bi nga xam ne da nga war a am ay pertes yu normal saa yoo ko gisee nga dem consulter ñu ne la du dara moo gën nga toog fekk yow li nga ëmb musiba la. donc moi je li may wax jigéen ñi mooy ñun laay wax sax. nañu gën a di aar suñu bopp. nañu gën a di seetlu suñu yaram. malheureusement nag dans les grandes villes xëy na ñu bëri systématiquement bu nu ëmbee dañuy dem seeti docteur mais malheureusement am na yenn coin très reculé yu nga xamante ne bii malheureusement effectivement mu dem seeti docteur. mu nekk loo xamante ne bii vraiment di indi ay mortalité yoo xamante ne bii léeg-léeg ñu wax ne lii ak lii affaire wolof moom moo dal ku jigéen ki alors que grossesse extra-utérine la. yaa xam 2018 waroon na fekk Sénégal romb fii waratuñu di am yenn problème mu grossesse wala accouchement. loolu moo fi war a jeex. ñun ñi ngi def suñu wàll mais na ñeneen ñi def seen wàll aussi. absolument ku nekk na def sa pierre à l'édifice et puis ñu avancer du côté médical. très bien en tout cas voilà ñu ngi may wax de l'autre côté il faut que ñu xuus waaye dafa nekk ay information yu nga xamante ne bii dafa amoon solo Karine indi ko ci grossesse extra-utérine kon nag ak fu mu mun a ne parce que nag dañuy waxante dëgg ci Sénégal aussi gox yu bari au moins am na ay postes de santé. ñuy ñaax aussi góor ñi tamit di jàppale jigéen ñi ak fu ñu mën a ne sa soxna bu nekkee dafa ëmb nga yóbbu ko nu xool ko defal ko ay visites parce que lii comme ni nga ko waxee bu nekkee à un certain stade mën na rey. mën na rey et puis donc voilà des fois il faut que ñu am intervention chirurgicale et je pense que loolu yëpp mën nañ ko vraiment gàttanu mën nañ ko gàttanu en tout cas Karine ñoo ngi lay remercier di kontaan vraiment ci saa su ne la nga ñuy indil parce que dina jàppale bu baax a baax population bi mbokk yi ñëw xuus nag ñëw ak yéen ci li nga xamante ne moom mooy label 221 ànd ci ak Maymouna Sy madame Guèye moom la ñu indil sànq ñoo ngi koy wax mbirum menuiserie waaye ci biir loolu dafa ñëw ak ñun ci vraiment formation ñu dem xool naka la tëddee mbokk yi dellu si waat. formation normale bi c'est sur 3 ans pour li nga xamante ni ñoo nekk def CAP donc ñuy def BEP c'est 2 ans donc ci biir formation bi en première année donc dañuy jàngal xale bi lépp li nga xamante ni ñooy technique métier bi outillage yi ak assemblage yi ak technique d'assemblage yi ba nga xamante ni deuxième année aussi la même chose ba nga xamante ni troisième année bi su génnee normalement ci biir troisième année bi sax
dina capable vraiment def ay ouvrage en bois di réaliser ay bancs comme ni ngeen leen gisee nii ñu nekk ci c'est élèves en 2e année donc ci ay bancs la ñu nekk ñu ngi defar benn banc bu nga xam ne su paree dañ koy jël mu nekk comme table à manger donc bu ndaw quoi. recevoir nañ fi ay artisans chef d'entreprise waaw menuisier yoo xam ne dañ fi ñëwoon pour saytu xam-xam pour gën a yokk seen xam-xam waaw si ñu koy waxee côté renforcement capacité parce que ñooñu dafa am yoo xam ne dafa leen manqué si wàllu conception wàllu design waaw wàllu design waaw conception design ak dessin technique bon yooyu la moo leen manqué te sotti ko yooyu lañ fi ñëwoon rek pour ñëw saytu ko. ay ouvrage yoo xamante ni ñun dañ ciy xalaat suñ ci xalaatee on fait ñu def dessin bi vraiment quantifier matière bi koy defar yëpp donc def ko en théorie avec élèves yi def dessin bi def calcul professionnel bi def analyse de fabrication bi pour xam pàcc yi nga xamante ni fa la ñuy jaar ba mën a defar banc suñ ko defee ba pare nag ñu ànd ak ñoom ci atelier bi daal di mën a commencer liggéey bi parce que dañuy def théorie ak pratique donc dañ koy jàng théoriquement banc bi ba pare suñ ci paree ba xam pàcc yi dem ci banc bi yëpp ak matière d'œuvre bi ciy dem ak assemblage yi ñu ko defaree suñ ko jàngee ci théorie ba pare ñu ñëw ci pratique bi nag daal di bàyyi élèves yi ñu commencer liggéey bi. li ñu fi jotee réaliser nag mooy ñetti modèle tablement yi ngeen gis na le voilà bon donc yooyu lañ fi liggéey. bon bi ñu ñëwee aussi wax nañ leen aussi méthode d'exécution bi li nga xam ne surtout la méthode d'exécution parce que loolu aussi moo leen manqué bon mën nañ liggéey mais méthode bi bon ak aussi technique yi nga xam ne moom la ñu utiliser pour liggéey ko yooyu moo leen manqué yooyu nag yoon bi ñu fi ñëwee nag yooyu lañ leen gën a renforcer waaw comme ça léegi bu ñu demee ci seen milieu comme ça ñu gën a mën a xariñ seen wàllu liggéey. moo xam restaurant yi la pour table serveuse bi la. moo xam hôpitaux yi la mën nañ ko réaliser pour commande bu nga xamante ni pour ñoom la te commande bi su ñëwee day nekk loo xamante ni dañuy ànd ak liggéey ak xale bi moo koy defar ñun dañuy superviser rek su paree ñu def livraison bi de même façon ak table chaise à double usage bi donc mën nañ ko concevoir def ci ay commandes pour les bibliothèques les pharmacies et cetera. may boobu la ba léegi nag dañuy indi li nga xamante ne bi mooy ay mbir yu ñu defar ba pare léegi nag nga xuus ak ñun ci li nga xamante ne moom mooy formation mu am solo lool ci wàllu menuisier naka suñu yaay yi di waxee. waaw tey dañ koy wolofiser bu baax a baax ci wàllu menuisier comme ni nga ko waxee. ñu demoon nag centre de formation artisanale nekk benn ci bërëb yi nga xam ne dañ fay tàggat ay ndaw ci wàllu artisanat muy artisanat de service wala de production wala artisanat d'art. boo duggee foofu nag di nga gis ne daal vraiment xale yi nga xamante ne ñoom lañ fa yor di leen jàngal mën nañu am yaakaar si ñoom parce que ñi leen di jàngal naxuñu leen ci biir jàng bi parce que dañu wax formation professionnelle maanaam dañ leen di jàngal métier bi mais avant ñuy dem bay laal li nga xamante ne mooy matière bi ñuy liggéeyee dañuy def d'abord théorie. ay élèves lañu. déjà dañuy def concours pour dugg ci école bi. am na concours national. mais récemment at yu mujj yi la ñu ubbi benn filière boo xamante ne am na formation professionnelle boo génnee après ñu jox la diplôme. je pense que ne lu am solo la tey nag ñu tànnoon ci li nga xamante ne mooy wàllu menuiserie bi comme ni nga ko gisee ci image yi. gis nañ ne xale yi ñu ngi ci ay salle comme ni nga ko gisee ni ñu naan keroog indi naa ko fi woon apprentissage par la compétence ñu koy wax ACP. muy lu am solo surtout que dañ nekk ci jamono joo xamante ne jàng am lijaasa baax na. wante jàng métier. mën dara it baax na. ndax gis nañ ñu jàng ba noppi yor seen i lijaasa wante yàlla defut ñu am ci lu ñu jàppandi. bu fekkee nag yow jàng nga
mën sa métier. ba pare doo boole ci tamit métier boobu noonu ñu jox la si ab lijaasa day gën a yomb. dëgg la ndax soo génnee ba tegu ci marché bi. bu dee amuloo entreprise boo xam ne mën nga fa insérer wu. mën nga demal sa bopp. mooy li ñu naan entrepreneuriat. alors man bëgg naa xam parce que déjà wax centre de formation bu ci kanamee certainement di nga ñu jox adresse bi waaye tamit bëggoon naa xam ban niveau ngay am parce que yaa ngi wax concours ban niveau ngay am pour mun a def concours bi dugg ci. waaw niveau bi nag niveau BFM la xale bi bu jàngee ba classe de 4e wala 3e fekk amul examen BFM am. mun na ñëw mu def concours national bi. ñu ñëw dañ leen di jox ay sujets ñu def ko comme ni ñuy defee concours yëpp. bu fekkee ne nag sélectionné nañ la. nga mën a ñëw inscrire def 3 ans. 3 ans yooyu nag soo génnee da ngay am sa lijaasa am sa diplôme ba pare lépp loo xamante ne kii la ni nga koy waxatee recrutement fonction publique ñoom dañu nekk prioritaire. wala classe bi waaw classe bi ngi noonu comme ni nga ko waxee gis nga élèves yi. am na ay jigéen yu ci ne. am na ay jigéen yu jàmbaar sax. ma doon ñëw si jigéen ñi sax parce que daje naa fa benn soxna boo xamante ne moom amul sax niveau BFM dafa jàng ba am bac. am na bac ba pare. mais moom si section coupe couture bi la nekk. nee na dafa jàng ba pare am bacam dem université. mais comme dafa bëgg métier te moom lépp lu jëm ci mbirum ñaw daf ko neexoon. centre bi sorantewul ak université. mu ne xaaral moom mu def concours bi. yàlla def mu réussir mu boole ñaari études yëpp di ko defandoo en même temps. donc juste pour compléter nag ma wax ne xale yi bu ñu demee dinañ fa def ñetti at yooyu bu ñu génnee nag dañ leen di jox li nga xamante ne mooy BTS. wante am na si ñeneen ñoo xamante ne dañ leen di jox certificat d'aptitude professionnelle. d'accord defee ñu mën a demal seen bopp fan la nekk exactement. waaw CFA nag. ci bokkul ak CFA bi nga xamante ne moom la ñëpp xam. mu ngi nekk fii ci Gueule Tapée. sorantewul ak lycée technique de la Fosse. d'accord bu fekkee ne na nga jógee ci artisan yi mooy seen naataangoo yi nga xam ne ñooy jaay lali. nga jógee ville di wàcc. donc day nekk sa ndeyjoor juste avant ngay jël tunnel bi nga xam ne mooy génn waa pont bi. d'accord voilà noonu lay nekk bu dee ndax da nga jógee côté face bi. sa càmmoñ lay féetee moom ngay jëkk jot muy école daal boo xam ne nit ñi xam nañ ko bu baax et puis filière yi nga xam ne dañ fay jàngale itam bëri na. menuiserie bi si la bokk coupe couture si la bokk. am na tamit tout ce qui est électromécanique. tamit dañ leen koy jàngal ak tout ce qui est installation électronique ay lumière ak courant ak yu demee noonu. très bien alors maman gis nga nag vraiment li nga xamante ne bi tey may indil nañu ko muy daal bërëb ba nga xamante ne bi ñoo ngi fay tàggat ay xale pour que menuiserie bi ñuy liggéeyee ñu defee ko ca anam ya mu gën a baaxee parce que dañu koy jàng xam fan la ñuy daggee naka lañ koy defaree et surtout finition bi mu nekk lu am importance. waaw mu nekk lu am solo pendant lii may expliquer léegi dafa am solo ci ñaari fànn parce que neewul xale yi bu ñu leen jàngal dañuy jékki-jékki rek dem foofu noonu dañuy jàng ba am benn niveau d'étude bi après ñu soog a dem foofu xam nga dina la permettre yow lu ñu la fay jàng rek dina teel a dugg sa bopp ndax di nga xam naka ngay defee ba mën a maîtriser li ñu lay jàngal ndax jàng dafay ubbi xel. absolument donc su loolu weesoo tamit dina tax xale yi di am occupation ñu xamante ne ndax métier daf lay permettre ndax du ñëpp ñoo mën a toog ci bureau yi. tout à fait donc bari na chômage bi li ko gën a yokk loolu tamit ci la bokk donc bu nit ñi amee métier dina leen permettre xëy na chômage bi wàññeeku mais benn question rek laa amoon formation bi ndax xam c'est payant wala. waaw ñaar la am na formation payante mooy at yu mujj yi la ñu ubbi filière professionnelle parce que dañu gis ne ay xale yu bëri dañ doon intéressé wu mais concours national la boo xamante ne dañ koy def soo defee concours national bi boo réussir après ñu jël la nga at mi comme ni ngay defee concours école santé wala nga def concours école police. waaw dafa nag mel ni ay formation yi nga xamante ne bi xam naa ne Sophie moom leer na ma leer yàlla ne moom formation ba mu jaar professeur am aay na formation togg gi Sophie jaar professeur ba aay na Sophie sa professeur ba la doon jàngal togg nu mu tudd ñu bari nañ ma koy laaj. chef ba la tudd ak mère waañ moom benn marocaine la moom. mais chef ba moom mu ngi fii au Sénégal macha allah ñu ngi koy sant. RTS2 gërëm nañ leen ñooñu. ma ne RTS2 gërëm na leen. RTS2 gërëm nañ leen maa ngi leen sant di leen gërëm yal na leen yàlla fay seen xol wéral moom tamit loxoom macha allah. amiin Sophie foo toll ci gâteau bi. comme ni nga ko gisee nii nag yaa xam déjà ni dugal naa ko ci li nga xam ne mooy four bi. waaw ci commencé na di gratiner nànk-nànk. xaama yënduwaat ko xool. waaw commencé na fi mu ne nii di monter. waaw may defar benn crème ni benn crème anglaise laay defar nii. noo ko defaree crème anglaise bi dama jël tuuti beurre. waaw rissolé ko ci marmite.
waaw def meew jël farine bi aussi def ko ci di ko remuer de temps en temps di remuer moo ma jox li nga xam ne mooy crème bi ma daal di ciy def tuuti essence vanille ci kanam tuuti moom laa jël pour mën a coller li nga xam ni mooy amande yi ak gâteau bi léegi nag damay ñëw defar li nga xam ne mooy samay fraise moom tamit ci élément de décor bi la bokk damay ñëw waaw léegi nag xam nga mooy sama problème waaw mooy que en fait gis ngeen fraise yi ak affaire yi yéen da ngeen war a quitter le plateau donc ci biir loolu maa ngi lay tàggu may vraiment di la souhaiter excellent week-end yaa xam bu ma tàggu non waaye ma tàggu naa la may non mais samedi bi nii da ngay commencé tàggu bi côté may bul de bàyyi ma doo ko commencé côté bee doo commencé tàggoo bi côté bee mais yaa xam on est une équipe hein. waaw d'accord léegi maman vraiment maman maa ngi lay tàggu daal di la ñaanal jàmm excellent week-end maman. merci beaucoup jërëjëf sa veste baax na sa veste baax na. merci beaucoup waaye duma mën a dem te remercier yow ma waa Esprit Chic. absolument ñoom ñi nga xam ne ñooy jàpp ci maquillage bi jàpp aussi si li nga xamante ne moom moo di coiffure bi. très joli waa perruque yu rafet yi yëpp bu ngeen fa demee dina fa am Fatou Sané borom Esprit Chic numéro téléphone am nekk 77 653 79 26 vraiment maa ngi leen di remercier yéen ñëpp. merci beaucoup xaar nga tamit. ah da ngay xaar ok madame Cissé. dañuy xaar rek ñu ngi lay remercier madame Cissé yow vraiment njaboot gaa ngi lay xaar mën nga dem. non bàyyi ma xaar leen. ah njaboot gi si boppam foog ñu ñàpp. merci beaucoup non yaa xam man j'étais toujours connue généreuse. mais pareegul mayee. pareegul. non mais mën nañ xaar xam naa dans 10 minutes mu pare. mais bu loolu weesoo yaa xam dama lay remercier. di remercier nag Bijou si donc Bijou borom tuuti. moo ma habillé tey donc elle est joignable au 77 698 60 98. très joli donc tuuti merci Yaxam tuuti mi ngi elle a 2 showrooms donc benn mi mu ngi Sacré-Cœur 3 wetu boulangerie jaune beneen bi mu ngi Almadies. merci beaucoup à toute l'équipe de bi tuuti. ñu ngi koy gërëm bu baax a baax Bijou si di sant suñu xarit Karine Joannel merci beaucoup xam naa ne gën nga ñu gindi ci grossesse extra-utérine très bon week-end c'est quoi. En fait, ça sent tellement bon. Oui, c'est vrai que ça sent bon. Oui, ça sent très bon. C'est que arôme yi mu ci def la. waaw gis nga mi ngi commencé gindi fraise bi tu vois. léegi jërëjëf. ah jërëjëf jërëjëf rek laa mën a wax. te ñi ngi xaar ci suuf à côté. d'accord waaw bu ñoree nga bañ ñu fàtte yéen it jërëjëf. ci ànd ak RTS2. très bien vraiment jërëjëf waaye soxna Sophie mbokk yi. daal l'os de mort la am laa fi gis. waaw je vous dis au revoir dégg ngeen kon nag. madame Régie dellu si waat. waaw nag dañuy kontaan ak mbokk yi di recevoir beneen équipe bi parce que ñoom itamit beneen façon la ñuy ñëwee may seen équipe ba vraiment baaxoon na waaye bii tamit defe naa ne ñoom itam ñu ngi ñëw ak seen IFM en tout cas may merci ci néggandiku bi nga néggandiku ci plateau bi waaw néggandiku bi après day am récompense moo tax ma toog nii sage gâteau bi ngay xalaat non pourtant pas pas ok d'accord en tout cas maa ngi nuyu vraiment Aïcha saa su ne look yi ngay ñëwee I like it really you're beautiful. Midi là, tu me parles d'anglais, je vais te répondre comment? Tu vas me répondre yes. You like it? Yeah. I'm so, comment on dit content? Happy? Voilà. maa ngi lay nuyu. di la fay. tey nag xam nga kan ngeen ñu doon Lauryn Hill. Oh, mais toi, prends mes cartes. J'aime ça. Mon corps court. Oui. mais woyal bu Lauryn Hill. Déet. This is the voice. On a qu'à s'arrêter à Nuroal. Parce que way bi day complexe. Aïcha maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay saa su ne di kontaan parce que xam naa ne téléspectateurs yi ñi seetaan ñoom itamit dañuy kontaan saa su ne di la xaar parce que keroog am na sax suñu xaritu gendarme bi nee na ma mais Aïcha keroog nu mu defee ni mu ciipatoo noonu ma ne ko kooku c'est Aïcha. Aïcha
Aïcha dans quelques instants di nga ñëw ak ñun ci affairage. affairage yu neex. Oui. Très bien sant nañ la gërëm la bu baax a baax waaye nag di nuyu suñu xarit vraiment Malcolm yow tamit ak sa invité surprise nga xam ne dinañu ko gis dans quelques instants maa ngi lay dalal jàmm. maa ngi lay fay di wax suñu invité nañ ko xaar. di kontaan ci plateau bi. couleur yi bëri na. waaye couleur bu ma seen ci ruxuba. ay Sophie. ci ruxuba. kon bàyyi ma nuyu Khady ba pare. après ñu dem foofu noonu. parce que foofu tamit nice na. barki rasul foofu yaa ngi na de. merci beaucoup Malcolm. mbokk yi nag dañuy kontaan saa su ne di présenter la grande Saint-Louisienne moom ñu koy duppee Khady Didi dañuy kontaan nag vraiment parce que nag Khady gis ngeen ko gis rek ma ngay commencer reetaan te waxaguma dara. ma nuyoo donc Khady Didi maa ngi lay nuyu vraiment Khady di kontaan saa su ne parce que nag bon plan yi ñu ñuy indil RTS2 da ciy bëgg ñi nga xamante ne bii dañuy seetaan dañ ciy bëgg bu baax a baax macha allah yow tamit you have a very nice style. Thank you. I'm very happy. Really? Yes. I'm happy too to receive you on my show. Really? Yes. Oh, thank you. Okay, let's go in English. non yemuma fa mais tey foofu laa mën yaa xam nga soxor xam naa que léegi lay jàpp da lay yóbbu Orlando fële kay càng. Khady maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay yaa xam di nuyu ñi ma bokkal plateau bi di nuyu mbokk téléspectateurs yi. tey tamit indil naa leen beneen bon plan ñu dem ba ci kanam. Très bien alors Khady kontaan nañu lool waaye nag di nuyu suñu xarit Sophie encore une fois parce que Sophie xam nga léeg-léeg nga koy nuyu di ko xamal sa bopp. dafay baax Sophie ñi ngi lay laaj yow fan nga toll ci suñu gâteau bi waaw waay ndaw. nice. déjà yaa xam comme ni nga ko gisee nii. waaw génne naa li nga xam ne mooy première gâteau bi. waaw moo nekk nii. léegi nag damay xaar mu xaw a sedd tuuti. parce que gâteau bi plusieurs la. waaw dama defaraat. d'accord xam nga dama xaw a njaboot moo tax dëgg la. déjà gis nga ni damay xaar mu xaw a sedd rek bu ko defee damay jël crème bi. waaw crème bi moo may servir ma mën ko def nii ci rebord yi. mais gis nga nii bu tàngee boo ko ci defee dafay wàcc. damay bàyyi mu xaw a sedd tuuti. bu seddee bu ma ko ci defee. ba pare damay mën a jël li nga xam ne mooy amande yi. waaw moom laa ci taf nii ci tour bi. d'accord bàyyi noonu mën ko décorer bu ko defee tamit ma mën a jël li nga xam ne mooy samay fraise. waaw daal di koy def nii. macha allah nii rek ci biir. waaw fu nekk rek ma daal di koy décorer dressé ba mu rafet. ci kanam tuuti ma daal di koy andi ñu jàll ci dégustation bi. très bien en tout cas kontaan nañu bu baax a baax suñu xarit Sophie jërëjëf on te retrouve dans quelques instants mbokk yi ñu dem ànd ak Khady Didi ci bon plan dellu waxtaan ci. fii nag peese moom dafa doon loo xam ne day ndimbali njaboot gi parce que doon li nga xam ne tey jii moo gën a yomb ci njaayum tissu parce que boo xoolee métrage bi quoi bu njëkk da nga doon dem soxla tissu ñu ne la mettre 25000 wala ñu ne la mettre 50000 mais boo ñëwee ci peese bi avec 25000 francs di nga ci am mbubu te ay rideau de qualité lay doon bu dee aussi ci jipiri même chose li la doon jaayee métrage mu cher boo ñëwee ci peese bi moo gën a yomb. coton bi aussi maanaam daal boo ko doon jëndee par exemple comme brodé Autriche yi ñu ngi koy peese léegi te yomb na bu njëkk ensemble yaa ngi ko doon jëndee ay 100 et quelques mille francs mais léegi dem nga ba ci biir peese boo amee sax 15000 francs nga am brodé Autriche donc ce qui veut dire que ni yomb na. super 100 aussi boo doon dem ci la ne ñu la koy jaayee mètre 7000 wala mètre 6000 boo ñëwee kilo di nga ci am sa tubéy am ci sa awa sanjo bu dee aussi ni ñu koy waxatee lin yi c'est pareil moom it yomb na. maanaam daal xeetu tissu boo soxla rek boo demee ci magasin PC yi di nga ko fa fekk. Et le daron a fait pareil sans profiter de la vie. Oh les ennuis, j'ai retourné le sale, faut que la nuit respire. Oh les ennuis, veulent nous coller la peau mais le cœur résiste. Je veux conquérir le monde dans la méfond des nombres, mais l'œil de nos ennemis nous fixe. lépp loo xam ne ci xeetu tissu la bokk te teer di ko soxla boo demee ci PC bi di ko. Dans les rues, maintenant me voilà.
Khady wax dëgg yàlla Khady la nga ñu indil tey daal bi daal neex na ma parce que daal Khady li daal dafa mel na PC boo xamante ne bii ay tissu de valeur la nga indil ñu ko Khady jërëjëf waay waaw gis nga tey moom bon plan bi dafa dem doxantu ji seeti borom tissu PC yi parce que xam nga ñun jigéen ñi foo ñu fekk dañuy bëgg sañse bëgg yére bu rafet bëgg yére bu bees te tissu yi tamit cher na cher gi nga xam ne léegi nag mën nga ko am nu mu gën a yombee ci PC bi te PC bi du ay tissu yu bon ay tissu yu baax la ñuy am na brodé Autriche am na ay basin am na brodé am na coton am na organza ba pare en même temps am nañ ay garniture comme par exemple tey mën nga jënd sa tissu bu simple nga dem fa am sa garniture bu rafet te garniture bi dañ la koy peeseel wala ñu mettre la ko ça dépend de yow li nga bëgg te dafa yomb si ay njëg yu yomb góor ñi mën nañ fa dem jigéen ñi mën nañ fa dem xale yi mag yi ndaw yi ku fa dem rek di nga ci gis sa bopp te fête yaa ngi approché wu xam ay fête Korité ak yooyu ñi ngi ñëw balaa ngay dem boutique am ñetti doom ku nekk nga war ko jëndal ay ku nekk di nga ci dépenser 20 000 par contre boo demee foofu benn 20 000 di nga ci mën defal ñetti xale loolu xam nga ndimbal jaboot en tout cas Aïcha dañuy kontaan vraiment ci li nga xam ne Khady indil nañu ko c'est vrai que léegi PC bi dafa mel ne ñu ngi koy gis biir Dakar waaye defe naa ñi dëkk banlieue ay Pikine ay Thiaroye et cetera min nañ ko lool parce que foofu ay boutique PC yu bëri nga xam ne nit ñi dañ daan jógee fii sax ñu dem ba foofu waaye léegi affaire bi gën na jege si en tout cas nekk na ndimbal njaboot. Non même pas c'est pas seulement pour les njaboot même pour nous là ça nous arrange. Aïcha déggoo wala njaboot ñëpp a ngi ci biir. njaboot. Je peux répéter. Ou bien c'est pas ça. C'est loolu. D'accord, njaboot c'est tout le monde. Njaboot c'est tout le monde. Aïcha. Ok. wolof bi baaxagul. Non formation bi pare ko de. maa ngi nii di defaat beneen. waaw d'accord. dama ne même pour nous là. C'est bon. C'est bon. Voilà. naam. léegi am naa bon plan bu bees su ma soxlaay tissu xam nga damaa bëgg a musóor damay dem foofu am sama collection léegi man am naa droit jaxase bagage yi non mais c'est pas possible man daal yaa xam bon plan Khady bi am na solo torop waaw man fu laa bëggoon a ñëw sax yaa xam soo ma mayee xaw ma nag mën naa ci xuus ba xam Khady sa bon plan bi neexati na saa su ne nga indil ñu ay bon plan yoo xamante ne vraiment day dimbali nit ñi bu baax a baax rawatina bi surtout que koor gi mu ngi ñëw yaa ngi koy junj sànq xam nga koor gi bu ñëwee moom jigéen ñi dañu bëgg lu ne ñu def ci collection bu ñu defee collection ndab yi changé ko vaisselle yeeg yooyu yëre yi tamit si li ñu gis vraiment ay tunique yu rafet gis ay taille basse yu rafet ay anango et je pense que ne genre tissu yu mel nii nga xamante ne cherul dina dimbali suñu classe gi nii may yow mii di muuru boo fa demee tey di nga kontaan parce que am na ay façon kii yi ñuy muuroo léegi tissu coton yooyu am na ci ay couleurs yu rafet couleur u tendance été bi yëpp a ngi fa yow moom boo fa demee di nga kontaan foog ma doxantu fa moom ma ne ko ci foog ma doxantu fa moom mais sànq yaa xam mu ngi wax lu am solo tamit parce que PCB bu njëkk ba nit ñi da ngay gis dañ daan déplacé wu di dem ba ay Pikine marché Zinc defuñu publicité wante foofu moom vraiment moom moo nekkoon je pense fief bi fi nga xamante ne tissu PC yi fa lañ ko gënoon a xàmmee muy lu am solo daal bon plan bi daal yaakaar naa ne képp kuy seetaan nga doxantu fa da nga fa am ay bagages yu baax. en tout cas Khady kontaan nañ vraiment tey ci bon plan bi nga ñu indi woon te ñuy fàttali nag njaboot gi mën nañ fàtte jërëjëf waay ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax waaye nag mbokk yi nu xuus ñëw ak yéen ci affairage ànd ci ak suñu xarit Aïcha mbokk yi ma dem régie dellu siwaat Aïcha dañuy ñëw donc si affairage ci lan la ñuy commencer. Ben affairage man daal dama commencé woon sama enquête. waaw ci semaine bi ci Barbara Bush. mooy yaayu George Bush. dafa arrêté woon traitement bi mais malheureusement bon elle est décédée. Mais bon c'est la première dame américaine boo xam ne. moo nekkoon première dame et mère de président. dëgg la waaw 92 ans nag la amoon. am 6 enfants. quand même ouais. Donc malheureusement paix à son âme. Et que la terre lui soit légère. Très bien. Qui il parle russe mais wallahi billahi talahi celui qui rit non. Voilà je coupe camarade derrière lui. Ah oui. D'accord. léegi daal li ngeen fi bëgg nekkee kii ay chinois la ñuy indil yow russe ay non xam nga Adriana man pour man
Adriana Karambe la sant. non c'est son mari. c'est Adrien. Mais bon xam nga sant moom day law. c'est ça non. oui waaw il te dit que ça vient. day law léegi nag dafa mu ngi nii am 46 ans mu ngi elle attend son premier enfant. léegi jëkkëram ex jëkkëram nee na. Karambe bi na ndey. donc nit def Sklenarikova. Sklenarikova. Ça c'est que c'est pas, il faut pas prendre des noms simples, les Touré, les Thiam, tout ça. C'est facile à dire. Est-ce que bon, ce que machin chose là, voilà. Jëkkëram nee na na ko jox waaw ex jëkkëram na ko jox ay kii ay na jëlaat jëkkër bu bees bi. am nga un nouveau mari. oui. moom am na 46 ans. d'accord 46 ans la am doom. lay soog a commencé am. waaw parce que dafa elle a cherché ça hein. d'accord pendant tout son premier mariage mais ça venait pas moom jëkkër daal ak doom. yàlla ma ko. dëgg la non c'est pas à peine de se précipiter. waaw. yaa ngi xamee nga Bernard Tapie. oui yow tamit quand même Marseille Bernard Tapie ñëpp xam nañ ko. Bernard Tapie daal malheureusement bon il a atteint un cancer de l'estomac. ça se voit ouais. léegi nee na moom xam na ni moom après la vie c'est la mort donc il est très très positif. nee na moom stress moo ko jox cancer bi moom après. stress baaxul de. c'est pour ça qu'il faut rire. baaxuloo. da ngay life goes on. waaw da ngay ree noos lekk lu baax soo fi li muy togg noonu. reetaan seetaan tam-tam. tu ris comme publicité de pâte dentifrice sinon de. dëgg la de. waaw. affairage qui suit. waaw. Eva Longoria. Eva aussi. she's pregnant. yeah she's pregnant kay. boobu moo xam naa ko. waaw. léegi moom elle est tellement contente parce que dafa nekk ci diggi carrière am. tout marche très bien pour elle moom tamit dafa pregnant. et léegi nekkate moom dafa am benn collègue am. bàyyi lor bi c'est le réalisateur moo ko wax de réalisatrice bi moom ko wax. j'ai tout fait. pour éviter wax dafa wan lor. mais man kii xam naa bàyyi lor bi. xam nga bàyyi lor bi. moom xam naa bàyyi lor bi. waaw boobu moom du affaire mais réalisatrice bi aussi qu'est-ce que je lui ai fait. je sais pas à midi pile là. mais vraiment donc nee na bientôt elle va accoucher elle est tellement contente mais nee na bi muy tourner Desperate Housewife c'est ça non. Desperate Housewife. je savais que j'avais fait une faute c'était trop beau pour être vrai. nee na c'est que Terry Hatcher mooy beneen actrice bi elles se sont jamais entendues. d'accord donc moom kese la xuloo ci série bi musuñu déggoo et tout ça Malcolm y a quoi. man de wax dëgg yàlla toog rek ñu pes ma lu ma def. tu me regardes comme ça un truc on est dans le cinéma. mais quand tu es là tout le monde te regarde. non mais il est dans le cinéma comme d'habitude Malcolm il met toujours son grain de sel dedans. non maintenant je baisse la tête alors vas-y. aywa. les Kardashians ils vont nous tuer. yeah. Chloé daal. ki était Chloé dañuy jàpp. oui son copain là. voilà moom infidélité. léegi moom xam na naka la tuddee doom bi. True. am kay. ferage bi yaa xam am. True maanaam vérité. maintenant internet yi di laajte pourquoi elle a appelé son enfant True. et ils étaient pas contents en plus. True. oui. vérité donc toi tu fais pas la ton type nga ñëw baptiser sa doom am doom bu jigéen. un enfant très attendu parce que. très attendu. oui. parce que mais da ngay waaru quoi moom en tout cas True la tudd. True Thompson ça fait TT. avant dernier affairage. Stromae. yeah nigga. Ouais. avec sa collection là, avec sa femme. collection avec sa femme. et moom collection bu bees bi Vax la ti def. oui on a vu avec Aïe la dernière fois. mais donc Aïe y a quoi. moo tax sa affairage bi am doon. sama lan. moo tax affairage yu Didi bi parce que boo indi tissu yu bëri. da ngay may population bi nga xam ba dañu bëgg a def consommation local ñu ki def seen création kii def ci lii. yow nga def ci lii keneen def ci mais c'est que man Stromae laa comprendre lu tax mu jël Vax. waaw mais parce que Vax léegi dafa jël ampleur. c'est-à-dire que bu ñu demee ba Beyoncé di ko sol et cetera. je veux dire c'est les grandes stars maintenant ñoo koy utiliser. alors que nous on est né dedans. oui alors que voilà après ça se vend à des centaines de. c'est ça voilà. moo tax ñun ñu war ko valoriser. mais bien sûr man maa koy valoriser. bu baax. d'accord. oui dernier affairage il était amené à Aloko. Aloko. waaw ah bon. waaw lu xew ak Aloko. Aloko mooy. waaw non damay lan moo xew ak Aloko yow tam Aloko xam nañ. mais Aloko tey dama am envie indi ci plateau bi Aloko.
ah bon waaw lan moo xew qu'est-ce qui se passe. donc dama bëgg ñu won téléspectateur ñi saafee aloko bu neex parce que y a aloko et y a aloko. waaw léegi lan la ñuy def. dañuy dem ci régie bi. kon nag ñu dem mbokk yi dellu si waat. waaw Aïcha donc mooy aloko bi nga xamante ne bi mooy moom la ñuy boole ak sauce moyo beeg xam nga. ak gins bi waaw wala ak jën ak yàpp ñu saaf it dépend quoi. très bien léegi may mu ngi may poser question bu important lu tax may indi affairage aloko parce que aloko du c'est pas comment il faut savoir manger aloko. parce que banane plantain mooy aloko. aloko doo ko lekk bu mu su tàngee parce que day damm sa bëñ. day yàq bi ñu waaw. si tu as fait aloko plus l'eau glacée tu entends. non ça casse les dents. oui non mais c'est vrai am na ay africains yoo xamante ne dañ leen di faral di gis seen bañ am problème c'est parce que comme elle dit. aloko bi la. waaw da ngay boole lekk aloko ba pare affaire bi neex. nga xam nga da ngay suur macha allah jël sa ndox bu sedd naan on ne fait pas ça. d'accord c'est alors interdit. na nga terminer affairage bi Aïcha neex na ma. non mais dinaa la indi aloko nga. dañ mooy indil aloko oui bien très sûr. bien. alors dañuy kontaan vraiment à chaque fois di recevoir suñu xarit Aïcha mbokk yi ñuy gërëm di sant bu baax a baax suñu xarit Maymouna parce que nag heure dem ci suñu invité surprise dafa jot ñu dem xool benn mbir dellu si waat recevoir suñu invité surprise. Dival Crew, yeah, you all the one, nigga, taking this shit, you only think so good. Ram le double, fight again, you don't run, take it triple, couple double, personal triple. You let it get that, it's a lumber that, that's flow, mix one, keeping up with that, crack it. What's the linear, I try, Hala cry, take it with the rubber flat. Take the English down, pick it down, rubber head down, get a pound, roll in the ground. You all the one, nigga, Dival Crew, Dival Crew, you wanna fuck nigga Dival Crew, Dival Crew, you wanna fuck nigga ne ci digg man nga boy no fam nga Dival, nga di party ci xabi di chop no fam nga xiifal, ci ciolu gal sa soppe mo la yak kiite, nga kiccat na ro mo li ndaw sa mbaal fam nga Dival, ciol li bari ci ten ñi amul bak mak ñom ñu ñew, na dund bi rek ba game bi yëkati fa ñebe ak na niveau bi sikki game bi mus nga jaay ñu fess ci game bi. waaw mbokk yi nag muy suñu ay invité surprise tey nag ay invité surprise la ñu am Malcolm mu nekk nag ay invité surprise yu nga xamante ne bi am na fu ñu jógee yegg si fi nga xamante ne moom mooy RTS 2 ñu nar a fésal nag li nga xam ne moom la ñuy liggéey. effectivement donc ñii ñoo nekk waa Dival Crew jóge ba Mbour mais bu ñu nee Mbour dañuy foog ne foofu rek moo nekk seen base. pourquoi ñu indi leen dañu gis ne am na benn rapport boo xam ne Sénégal ñëpp naatable nañ ni. dafa bokk ci ñi gën a am buzz mu nekk Dip Doundou Guiss. dëgg la labelam nekkul ñoo xam ne dañuy saytu ku ci neex rek mu indi leen. dañoo njëkkee fi nga xamante en 2016 waa Sen Lyrics daal di doon def benn rassemblement au Sénégal. ñoom ñu booloon ñi nga xamante ne coppati nañ leen boole leen ci biir projet bi. ñu dem ba yëf yi gën a yéeg yàlla may leen loo xam ne. jeunes yu bëri moom lañ bëgg mu nekk buzz. salle bu ñu tëgg mu fees fu ñu woote nit ñi wuyu si leen mu nekk loo xam ne dafa rare actuellement. nit di nga am talent doo am mbooloo. waa xaritu bi comment il s'appelle encore. waa Dival Crew. Dival Crew. ñoom actuellement ñu ñëw nag actuellement Yoff wala collaborer ak waa Reptile Musique. war def lu doy waar avant loolu noonu maa ngi leen di nuyu di leen dalal. respect Malcolm. c'est Baye Ngagne from Dival Crew aka doy waar. yëpp di share waa plateau bi tam-tam ñu ngi leen di big up Malcolm ñu ngi lay show up to yaa xam ak ñu ñu fi fekk ñëpp. ñu ngi leen di share Baye Ngagne la from Dival Crew. très bien. ok big respect maa ngi leen di share lu bëree bëri c'est Kirina from Dival Crew ñu ngi leen di shout up émission bi di ko rebëgge lu bëree bëri émission tam-tam di big up tamit téléspectateurs yi ak téléspectatrices yi nga xam ne ñu ngi toog seen saal yi di seetaan bon aujourd'hui yaa ngi am Dival Crew from MBOUR Mbour City from Sénégal. am na lu ma si comprendre de. am na loo leen wax naka Chana. showed up. loolu mooy la. bon comme maa ngi bëggee quoi ñu ngi leen di. comme delloo njukkal quoi. mais lan mooy Dival Crew avant yu ñëw ci seen popularité bu doy waar nga xam dañu xëy benn bés rek mu takk. Dival Crew benn crew la boo xamante ne bii nii ñu ngi ko formé fin 2015 bi. waaw base bi Mbour la quoi. mais tamit suñ lépp ñu ngi koy def see Dakar. waaw comme ni nga ko waxee sànq nii déjà Reptile
la ñu signé mooy suñu label foofu la ñuy joobee quoi mais Devil tey boo ko déggee mooy ay gars yi nga xam dañu dëmmee ci li ñuy def quoi parce que gars yi dañu dëmmee ci lu ñuy def dañu dëmmee ci xeetu musique ak musique bu mu mënti doon boo ñu joxee dañ ciy rap quoi freedom lañ ciy demee waaw dëmmee ci freestyle bi lépp lu musique laaj daal Devil dañ ci dëmmee quoi c'est-à-dire man foofu laa bëggoon ñëw parce que d'habitude dañuy gis benn artiste buy commencer raam nank yéeg yéen un bon jour ngeen mën a fépp rap popularité sound c'est-à-dire man ma dama bëgg a comprendre nekk phénomène daal waaw xëy rek nekk phénomène léegi dama bëgg a xam parce que loolu noonu nekkul man kese maa koy laajte gis naa pas mal de DJ lu ci mel ne DJ Baara bu Top FM nga xam ne dafa mën rap yàgg avant dib bi tàkk la ko xam un bon jour taf ngeen xëy voilà léegi dama bëggoon comprendre nu mu demee noonu staff bi la wala mais bon staff bi ñu ngi ci tamit mais bon job boo xamante ne dañ koy job entre nous la job boo xamante ne caaxaanuñ ci et que bon à chaque fois ñu ngi ciy dem jusqu'au bout et que am gars yu pare tamit loolu mu ngi ci quoi ok waa Sophie la nga indi nii lan la lii du kii de. faut demander à Aïcha. faut demander à Aïcha. mooy aloko comme ñun dañu am gan tey. waaw. Mbour. léegi dama leen di jox après fourchette bi. waaw ngeen piqué ci aloko bi. très bien aloko bi nag nekk entrée. dana nekk dessert ba nekk plat de résistance. d'accord doon sama kon da ñu ko diggoon daal sànq indi nga ko. mais je te dis. très bien alors ñu continuer waxtaan. alors Devil lan moo nekk actuellement les projets ban façon musique ngeen di def fan moo nekk seen objectif. bon suñu objectif mooy que ni atteindre au sommet mooy comme bon yéegal défi bi fi ko gars yi teg gis nañ ko bu baax. franchement parler mooy que ni hip hop Galsen bon new révélation bi ñëw aj nañ baar bi bu baax a baax. mais bon fi gën a kawe foofu lañ njort mébét boobu lañ am pour aj fu romb foofu quoi. ok ma bàyyi kàddu gi keneen laataa ngeen ñi waxal ci projet bi. di waaj a ñëw. yaa comme ni ko kiin waxee rek parce que gars yi moom ñëpp ñu ngi def lu nice quoi mais Devil Crew dafa ñëw pour def lu yéeme. lu nice yomb na quoi mais lu yéeme moo jafe quoi. d'accord te ku xam Devil xam ne ci lu yéeme rek lay dox tamit quoi. très bien léegi fan ngeen di gën a produire Mbour est-ce que jot ngeen public Dakar waa bi ak yeneen région au niveau du Sénégal. waaw parce que li olof di wax béy ci sa weeyu tànk quoi waaw Mbour fighting nañ ba suñu waa dëkk gëm ñu suñu waa dëkk bëgguñu quoi fu ñu jugee Mbour yëpp jug sant yàlla bu wër tamit même Dakar am nañ fi tamit base parce que suñ lépp fi lañ koy defee waaw duñ fi géej daal suñ town la. très bien alors projet yi yan sound ngeen nekk di préparer est-ce que bu fekkee am na possibilité ngeen ñamal ñu ci tuuti. bon waaw comme ni nga ko waxee benn sound love boo xamante ne yaakaar naa ne bon moo gën a nekk priorité loo xamante ne pare na bon et que comme que ñu ngi jëm ci mois de Ramadan bi dañoo bëgg a bàyyi ba mu jàll ñu teg clip vidéo bi incha allah ci kàttanu yàlla. très bien alors ñu ngi laaj aussi suñu xarit Sophie su nekkee pare na décoration ak li muy def Sophie yegg si ci suñu plateau wala ñu xool fan la toll ci li nga xamante ne bi mooy suñu gâteau wu tey bi muy gâteau bu am ananas sànq ñu ngi ko doon wax ananas dëkku Aïcha bari na fa lool fan nga toll ci suñu gâteau bi ndax pare na Sophie parce que dafa mel ni yaa ngi woon ci côté décoration. waaw yaa xam comme ni nga ko gisee nii. waaw moom déjà nii pare na. waaw bii mooy deuxième bi ma jotoon a defar léegi laa ko génnee ci four bi. gis ngeen ñu leen woon boo ko génnee ci four bi directement naka lay mel. gis nga nii papier cuisson bi ñu defoon moom ngay enlever nii. ok papier bi moom la ñuy dindi nànk-nànk. d'accord ñu ñëwaat côté bi aussi. ok daal dindi papier bi. gis nga nii léegi la génn ci four bi. waaw. voilà. très bien après moom tamit nga def décoration. moom tamit dañuy def décoration bi mais bii moom nii déjà pare na. mën naa ko andi foofu ci plateau. waaw d'accord léegi indil parce que dañuy terminer ak vraiment. maa ngi nii di ñëw. suñu groupe bi léegi nag on va terminer. waaw ci projet laa bëggoon ñëw. lan moo nekk actualité. Devil lan lay waaj sound mixtape wala clip. Devil mu ngi waaj mixtape. parce que ñu ngi woon ci job bi. ci job bu tar. waaw mais toog xalaat EP sax lañ doon wàcc mais gars yi dañu dem ba xam ne lii nii war na def dara quoi lii nii waaw lii pourquoi pas mixtape. gars yi toog ne dañ ko togg mixtape benn 7 titres ak benn bonus track bu ñu war a maye am na yu ci jot a pare sax. waaw noonu la fa demee. waaw même comme ni ko Kin waxee
waaw mixtape bi dina ànd ak ay vidéo quoi mais Sound Love bi instant bi moom lañ gën a moo gën a nekk priorité. est-ce que mën nañ ci am benn extrait. waaw mosal leen tuuti rek. Sophie ñu ngi lay xaar. su may lire sa SMS du ma bëgg sax ngay daaneel. hey girl man daal bëgg naa la benn mbërgënu ma xaarañ ko dul yow mënu ma daaneel. I love you babe suñu nekkee di lang du ma bëgg temps bi dem. one more night même lu ma bësi baby di toxe ma def la signal dema kottu di ma fon sa xeetu parfum sama oxygène ku dul man mënul gis fi nga ko tatoué yow mi nga xam ne bëgguma ku dul yow I love you baby man maa la nopp sama reeni xol yow de jaral nga ma woo yow alors est-ce que d'accord nga parce que man dama bëgg ay effet de maye. léegi daal xam nga lan la sànq ba léegi ni ngi xëccoo gâteau bi. mais jëlee nga gâteau bi ngeen yóbbu ko Mbour. non mais ay séeréer nga ko nar a jox. non. man ko ma jox leen. bii ma jox leen. déedéet lu tax nga leen koy jox. mais kii xanaa tukulóor la. waaw. non ça se voit. dañu def allo kooke sama wet. comme waaw léegi Sophie. kontaan nañ vraiment ci gâteau bi nga ñu indil tey. gis nañ naka lañ ko préparé mu nekk lu nga xamante ni bi yomb na. te comme ñi ngi ci week-end bi dafay neex pour mag ñi pour ndaw ñi. waaye surtout tamit pour goûter xale yi. ak xëy na suñu añee daal añ bu baax daal di ko ciy teg. nank rek en tout cas Sophie ñu bàyyi la kàddu gi rapidement. d'accord merci maa ngi gërëm ñi nga xamante ni ñu ngi bàyyi seen temps yëpp di ñu seetaan. ñu ngi leen di sant dina gën a macha allah kontaan nañ daal ci ñëpp. très bien léegi xam nga nu may def. man daal gan dañ koy teral. am leen. loolu am leen. non wóor na am leen. mais est-ce que Malcolm dina ci bàyyi. am leen. yow non Malcolm dañuy jël wala. waaw am leen. non yóbbu leen ko Kankourang ñu yóbbu Mbour ah. waaw am leen Kankourang fondé la bëgg. waaw très bien en tout cas mbokk yi ñi ngi kontaan lool c'est vrai que Sénégal réewu teraanga dong la te lépp jàmm la. léegi maa ngi gërëm di sant bu baax a baax Malcolm c'est toujours un plaisir vraiment di la recevoir parce que nag ñu ngi ñuy indil ñu ngi nekk ci biir Dakar. waaye yaa ngi ñuy indil ñeneen ñu nga xamante ne bi ñu nekk ci biir Sénégal te dañu ne encore plus proche de vous defe naa ne loolu lañ ci bëgg RTS ñu ngi lay gërëm di la sant. maa ngi leen di gërëm yéen tamit parce que bu ñu nee tam-tam mag ñi tàmmoon nañ bu ñu tëggee ku nekk jógee bërëb yi fasanti ko ñëw wuy si du ñu yam rek ci ñoom dinañ indi ñeneen ñoo xamante ne si ñu ngi def ay liggéey yu doy waar seen biir dëkk danañ dem sax ba sa dëkk incha allah donc loolu moo nekkoon actualité bi di remercier énormément Deville di leen wax ni yàlla tàccu na leen bu leen yóbbu ngeen góorgóorlu fecc macha allah très très bien yal na ci yàlla def barke la Saint-Louisienne Khady Didi la grande Saint-Louisienne dañuy kontaan saa su ne vraiment PC bi nga ñu indil neex nañu te danañu fa doxantu parce que léeg-léeg tissu yi dafay xaw a cher trop. merci beaucoup incha allah jërëjëf yaa xam maa ngi lay remercier xanaa di tooñ dama doon tooñ suñu mbokk yi invité yi xam man ndar laa teraanga rek laa xam li bu leen neexee ngeen yóbbu Mbour même beneen bi su fi di defaraat sax dañ leen koy jox ngeen yokk kat yi maa ngi tàggu téléspectateur di leen jox rendez-vous samedi ci beneen bon plan. incha allah merci beaucoup Khady Didi ñoo ngi gërëm bu baax a baax yegg si nag tamit sama xarit Sophie dañuy kontaan vraiment parce que xam nga parce que chaque fois yi ñuy indil daf ñuy neex te xam nga vraiment waañ ku ca ne dañ la war a gërëm moo tax sant nañ la gërëm nañ la vraiment di la jox rendez-vous incha allah la semaine prochaine Sophie merci beaucoup jërëjëf waay ñu ngi nuyu sa borom kër macha allah buñ leen di fàtte waay vraiment Aïcha kontaan naa parce que saa su ne man vraiment di la gis rek reetaan naa encore ba sama bëti di jooy waaw ok rek tey jàng naa waaw jàng naa maa ngi remercier téléspectateurs yi remercier ñi ma bokkoon plateau ak suñu gan bi di leen jox dig daje samedi prochain inchallah à la même heure. alors les gars ñoo ngi leen di remercier di leen souhaiter vraiment bonne continuation yal na yàlla guddal seen fan yal na yàlla def ba mébét yi ngeen bëgg yëpp ci rap bi yàlla def ci jàmm ba pare nag n'oubliez pas RTS2 amenez-nous vos clips inchallah ñun on est là pour tout le monde dinañ ko teg sénégalais yëpp jot ci jërëjëf. inchallah rabbi merci à vous merci. émission tam-tam bi koy ñaanal bon ay tànki kanam bon gars yi di ko déglu fépp di ko suivre fépp du moins parce que émission boo xamante ne bon
bu am chance la quoi. très bien ah oui merci ñu beaucoup ngi leen di remercier lu bëree bëri quoi. ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di naan borom waañ bi di koy naan jaraw lakk. wallaay ndeysaan. non man personnellement même borom waañ bi dama koy freestyle li mu togg dafa neex de. ah dama koy freestyle. waaw léegi balaa ngay freestyle danga may ma tàggoo. ñu terminer ak sa freestyle. d'accord ok mbokk yi maa ngi gërëm di sant bu baax a baax saa su ne toutes les équipes techniques yi nga xamante ne bii dañuy ànd ak ñoom di liggéey waaye di remercier ñi nga xam ne ñoo ciy jàpp muy Mariama Magasuba yaakaar naa ne fidélité weesuwul presque ñaari at ak lu topp fu yaa xam génne rek Mariama Magasuba moo ko solal di fàttali numéro téléphone am 77 634 44 11 waaye di remercier Sali Anne Labros mi nga xamante ne bi saa su ne moom itamit mi ngi jaar ci bopp bi numéro téléphone am 77 537 67 68 moom itamit ba nga nekk fële ca Nord Foire kon nag ñu tàggu leen ak suñu xarit yi nga xamante ne dañuy jóge Mbour ayca ngeen freestyle si parce que gâteau bi jar na ko ayca ok gâteau bi nooy na neex na am na guuta gaaw a rees su may ñibbi jox ma paquet ma yóbbul maama maa ko rees tukulóor du ci lekk ñaari séeréer yee ko tiim yaa ngi toog di tàkkam teeku waaye gâteau bi doo ci moos waaw merci merci beaucoup